ñaanal ñi nga xam ni yàlla jël na seen bakkan yàlla na yàlla sunu borom xare àjjana ku mel ni Philippe Sagna nga xam bokk na ci di journaliste nekk RTS rescapé baax ma xam ko muy rescapé yàlla na ko yàlla sunu borom wéral parce que tànk bi moo da il paraît tànk bi moo dam loolu laa dégg affaire yi Vieux Lobatt Fall aussi képp ku dëkk Pikine rek ñu ngi la koy jaale parce que xam nga Cité Lobatt moom booy dugg pays de Cité Lobatt ngay njëkk jot mu nekkoon aussi koo xam ni ku yàgg dimbali réew mi la ku yàgg dimbali artistes yi la ku mel ni Youssou Ndour bi mu koy woy Banjoli Ndiaye naan ko Lobatt Amadou Birane Fall yàgg na ak ñu bëri ci biir réew mi Lobatt Fall jàpp ne ba cité boobu ñu dëkk li tax ñu tuddee ko fa du hasard mu nekkoon un transporteur bu la ba ñaan wax sax boo gisee car rapide yi nga gis ci gaal gi ci bolo bi nekk ci biir mu gàddu xeej nga xam ni kii bul waat même boo xamul matricule boo mëntulee jàpp ne kaaru Lobatt Fall la kon ñu ngi ko koy jaale di ko jaale alpulaar yëpp di ko jaale réew mi yëpp di ko jaale tamit président de la république Macky Sall ndaxte bu yàggu rek sorti mu defoon moom nee woon na dafay jàppale ki nga xam mooy président Macky Sall tout à fait kon waa Pikine ñu ngi leen di jaar suñu góor googu yàlla na ko yàlla suñu borom yërëm très bien donc di ko jaale toute la nation sénégalaise bu baax a baax waaye tamit di ci jiital ki nga xamante ne moom mooy son excellence président de la république du Sénégal mi nga xamante ne jot na annulé sax jotaay bi mu waroon dem foofu ci Brésil nga xamante ne li ko taxoon a jóg mooy jëm ci wàllum ndox donc moom it ñu ngi koy jaale bu baax du ñàkk tamit ñu bàyyi suñu gan yi ku ci mel ni monsieur Mamadou Diagne cellule des étudiants ressortissants de la commune de Mbao en tant que président mu xew Sénégal du ñàkk nga am ci kàddu waaw tout d'abord di la nuyu ñu nekk ci plateau bi d'abord di jaale Sénégal yëpp ci tiis yi jot a am di jaale tamit képp kuy homme de tenue parce que doomu homme de tenue la homme de tenue moom en quelque sorte mission lay dem à chaque fois toog naa ay weer gisuma sama papa def na 2 fois mission c'est très difficile d'être enfant d'homme de tenue ñoom ci risque la ñu nekk tout le temps donc di leen jaale te di wax askan bi ñu bàyyi leen xel en quelque sorte parce que ñun lañ fi nekkal ñun la ñuy jàppale di wax tamit ci ñaari actualité politique bi di wax nag surtout réeroo amul diggante Macky Sall ak Youssou Ndour d'accord Sénégal li ñu war a bàyyi xel mooy on doit se concentrer sur l'essentiel réeroo entre 2 personnes c'est pas l'intérêt du Sénégal c'est l'intérêt de ñaari nit la donc mais on parle du chef de l'État hein? On parle du chef de l'État mais l'annonce n'a pas été faite par le chef de l'État d'accord l'annonce n'a pas été faite mais am na yoo xamante ne nag xam nga ne kenn mënu koo fësal ah yow en tant que journaliste xam nga mais kenn mënu kaa fësal mais man li may wax souvent mooy d'accord presse bi waruñoo topp benn riir rek presse bi waruñoo topp benn riir je me rappelle le lendemain ñëpp dañoo taxaw ne je suis déçu ñëpp loolu lañ titré or c'est pas seulement l'actualité comme Mansour nu mu ko waxee sànq quand on regarde bien l'émission autre chose lañ fa wax leneen la fa am donc voilà donc politique noonu la mais juste pour wax ni on doit aller au-delà des dires et se concentrer sur l'essentiel c'est pas l'annonce d'un Youssou Ndour qui n'est je suis déçu par Macky Sall qui doit faire la une de toutes alors qu'on a d'autres priorités à mon humble avis très bien mais ça fait partie de l'actualité quand même ñu ànd ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur Diag Ngom muy chargé de communication du mouvement Jóg Jotna ak Birima Niang nga def maa ngi sant yaa ngi am jàmm très rapidement ci actualité bi di leen sant di nuyu waa plateau bi waaw affaire bi moom dañ koy jaale Sénégal gépp di ñaanal képp ku ci ñàkk bakkanam suñu borom xaare ko àjjana ñi ci feebar tamit yàlla yëkkati leen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam très bien jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax kon boog tout de suite sans plus tarder nous démarrons l'actualité de l'internet appelée Actubuzz c'est tout de suite. Très bien, si on se réfère à Seneweb Mbour, marche des taximens, les lacrymogènes de la police envoient plusieurs élèves à l'hôpital d'après Seneweb. Deuxième cas de figure ci benn semaine mooy ay grenades lacrymogènes yoo xam ni atteindre na ay élèves ay xale bi yoon mi ngi xewee Mbour ci cadre benn manifestation bu taximan yi génn def ngir xeex li nga xam ni mooy concurrence déloyale ñoom lañ ko tuddee ndax taxi clando yi effectivement ñoom jàpp nañ ni ay taxi clandestin lañ parce que dëppoo wuñu ak règle en tout cas règle yi nga xam ne noonu lañ tënkee taxi clando on se rappelle am na benn code couleur bañ leen joxoon mu nekk verte am yenn doxali ñu leen joxoon mais li ñuy gis mooy ni ñoom nee nañ pratique bi jaarul yoon bi ñu génnee di def manifestation yooyu ñu mujjee jaamarloo ak policiers yi dégagé ay gaz lacrymogène mu daal di comme ni mu xewee ci biir semaine bi fii ci Ndakaaru mu daal di dugg ci benn école dal ci ay élèves donc bilan biñ ci am mooy ni daf ci am parmi élèves yi mu dal ñoo xam ne dañoo asthmatique donc ñoom la affaire yi gën a sonal ba fi mu nekk nii ñi ngi ci structure sanitaire yi nga xam ni jege na foofu nga xam ni fa la manifestation yi xewee woon parents wu élèves yooyu génn nañ ñoom itam ñëw ci penc mi manifester seen colère mu nekk benn information boo xam ne suñu ay confrères yu Seneweb ñoo ñu ko relayé ci bisu tey bi
très bien donc ginnaaw li nga xamante ne moom mooy grève bu taximen yi foofu ca fi nga xamante ne moom mooy Mbour donc aujourd'hui mu répété waat amoon na fii Dakar am foofu ca Mbour ñuy ñaan encore beaucoup plus d'organisation par rapport ak li nga xamante ne moom mooy takk der yi am na yoo xamante ne bu ñu koy def war nañu mën a xam périmètre bi lan moo fa nekk ak lu fa nekkul. dañuy commencer rek par regretter ko aussi par regretter yaakaar naa ne acte boo xam ne dafa jëm ci école ndax école du lieu boo xamante ni nit ki ndaw bi war na fa génn pour dem di fa ñëwaateeg yenn jafe-jafe yi parce que foofu dañ ko war a protéger inculquer ko ay certaines valeurs inculquer ko tamit li nga xamante ni mooy connaissance mais Alaaji Sall dafa wax semaine bi passé lu am solo bi loolu dalee ci ñi nga xamante ni ñoo nekkoon fii ci école bi nekk fii ci Ndakaaru ni doole gaañ na ku mu yëgul te loolu état dafa yor double mission boo xamante ni c'est contradictoire dafa xaw a doy waar mooy école mooy état moom mooy garantir li nga xamante mooy sécurité des personnes et des biens ba pare yor li nga xamante ni moom tamit la ñuy wax violence légitime maanaam tey ji mën noo jëfandikoo doole ji mu yor ngir mën a corriger ay nit mais des fois ñaar yooyu dafa nekk loo xamante ni waroon na dafa nekk loo xamante ni àndul ci genn wet bu fekkee da ngay def benn analyse boo xamante ni un peu soriwul ci biir booy xool loolu nag loolu mooy indi des fois que ni que les forces de l'ordre des fois ñu dal fenn bu ñu dalee nag dal ba nga xamante ni moom la ñu amal ñu gaañ ci ay nit te fekk loolu sax du woon seen yéene parce que yaakaar naa ni war ñoo jóg ay sénégalais lañ tey jii ñun ñëpp ku ne yoon nga ci ay parents yoon nga ci mag yoon nga ci rakk yoon nga ci ñoo xamante ni yaakaar naa ni waruñoo duñ jàkkaarloo ful bi xalaatuma ko di tirer seen ko wala yeneen buñ demee nag ba mu dugg si biir école peut-être dernièrement bi mu amee fii ci Dakar dañu waxoon que ni saxaar bi moo dugg foofu mais bi yoon moom yaakaar naa biir Mbour dafa dem ci biir classe bi ba indi fa ay dégâts loolu yaakaar naa ni ki nga xamante ni moo le chef des opérations moom dem na ba regretter acte bi ñi nga xam masawu tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy direction école bi fa nekkoon yaakaar naa ni que ñu bàyyiwaat ci xel rek ëllëg si biir ba bu mu dalati ndax école tamit nekk na foo xamante ni ndaw ñi war ñu leen tàggat ci wàllum violence maanaam ñuy gis yenn mbir yi day loo xam ne day des seen subconscient et ëllëg si biir mën naa tax tamit ba ñu am yenn analyse wala yenn réaction yoo xamante ni day nekk loo xamante ni lu doy waar la. D'accord Mamadou Diagne en tant que journaliste nekk président aussi en même temps cellule des étudiants ressortissants de la commune de Mbao est-ce que aujourd'hui aussi ñu ngi wax ci wàllum takk der yi mais responsabilité bi nga xamante ne ñii di dawal clando am nañ ko tamit il faut que tamit ñu mun ko situer waaw en quelque sorte parce que man bu ñu nee lacrymogène la police envoie plusieurs élèves à l'hôpital marche des taximans moi je me dis marche taximan yi nan la mën a amee lien ak école donc pour dire fa déjà lacrymogène ñun en tant que étudiant université ay mag majeur lacrymogène ça nous pose problème waxuma la nag ay gone ay élèves ça pose un certain nombre de problèmes mais taximan yi tamit suñuy grève ku nekk war na mën a xam fa nga am sa limite parce que su fekkee ne yow sa grève bi yóbbu nga ko ba dem di dugg ci école di gaañ xale yi tamit war nañu xam ni à qui la faute en quelque sorte on doit pas fuite de responsabilité waruñoo xëpp lépp état ne force de l'ordre yi dañuy réprimer tout le temps mais tamit yow say marche war nga xam yow yoon bi nga war a aw ak nan nga war a limiter parce que ñoom seen doom ñooy jàngee ci école yi comme que seen doom ñooy jàngee ci école yi tamit ñu xam fu ñuy yem ak fu ñu dul yem parce que force de l'ordre moom comme que yow da ngay marche rek fu mu dem fu mu mën a limiter sa marche da koy limiter léegi yow soo dawee dugg ci école bi fekk heure de cours la tamit na taximaan yi xool seen responsabilité encore une fois. Très bien ban jàngat nga ci am. waaw bon di ko ñaawlu comme sama frère li mu wax di ko ñaawlu parce que tamit rafetul. booy seetaan télé nga gis force de l'ordre yi dàq xale yi sànni. lacrymogène mu dugg ci ay kër. gaañ ay xale loolu moom rafetul vraiment war nañ ko xoolaat beneen facette boo xam te ni. noonu lañ koy defee dinañ yar te duñu gaañ. D'accord parce que même ci kër yi sax. loolu day am boo bëggee yar bëgg a dóore da ngay gaañ war nañ mën a yar te duñu gaañ nit bu defee lu dul yoon nañ ko xëcc teg ko ci yoon bañ a dóore bañ a gaañate chaque jour boo rombee ci corniche bi da ngay gis ñu baare dóor ay lacrymogène télé bi fees del ak ay xeer loolu dafa ñaaw na ci suñu dëkk parce que comme dañ ne Sénégal dëkku teranga la yooyu war nañ ko xoolaat quoi xoolaat beneen facette tout à fait war nañ ko xoolaat yeneen façon yi nga xamante ne war nañ ko mën a def di ci ñaxtu mais Alaaji Sall partage man damay jàpp ne responsabilité aussi dafa partagé wu ku ci nekk am nga ci wàll ba tax na ku ci nekk war ngaa am nenn noo ko yeddee ba ñu xam li nga xamante ne moom mooy seen wareef ndax réew mi benn bopp la kenn du ko xar ñaar xam nga sax surtout dafa am benn baat mooy baatu clando muy les taximan clando clandestin baatu clando foo ko dégg rek jaarul yoon léegi nag problème bi xam nga li ma naan Sénégal métier bu nekk lu nekk dafa naaw dugg ci biir les taximan tey boo ñëwee Dakar ay jaune noir la peut-être boo demee ci région yi aussi am na seeni couleur bopp mais dañ naan clando yi couleur bi la ñu yor soit def ay vert blanc wala def ay bleu blanc taxi jaune noir yi nekk jaune noir mais léegi da ngay gis benn saala bigé sax bu yore otoom moom di clando te du respecté wul loolu léegi nag ñoom loolu ñoom sax yoon lan la leen laaj c'est entre eux nag léegi nag loolu moo indi problème bi ñoom dañu ni
dañu am ñoo xam ne dañuy jóge ci yeneen régions yi wala yeneen dëkk yi ñëw Mbuur koo xam ne kii Mbuur foofu kër bi dafa dox ñu ñëw bu ñu yendoo liggéey ba ngoon ñu delluwaat fa ñu dëkk donc du ñu fay impôt duñu fay xawma nu ñu koy waxee juuti duñ ko kii te ki fa toog di jaay gerte caaf bu kii bi ñëwee dagal ko mu fay 100 francs yow mi nga xam ni yow yaa ko ëpp la liggéey jaaruloo yoon d'abord 100 francs ngay fay ñu ni saret bi 200 lay fay jakarta bi lii yow mi nga xam ne dëkkul da ngay ñëw root ba mu fay rek nga yóbbu sa ngoon nga dem bu subaa nga ñëwaat yooyu moo indi problème bi léegi nag problème boobu bi mu amee ba am li nga wax sànq rek doole dafay gaañ ci lu mu yëgul te gis nga xale yi nekk ci armée bi léegi mooy booy judd 90 92 ay xale lañ te gis nga militaire buy soog a jógee Bango gis nga bi may soog a dugg karaté xeex rek laa yàkkamti woon noonu laa la mën a joxe exemple bi c'est-à-dire da ngay yàkkamti dara am ba nga wane sa bopp booy yi dañuy demee ak folie muy booy jeunes yi mais kenn amul intention jël lacrymogène di ko sànni ci biir école loolu moom du ma ni takk der am na boobu intention c'est-à-dire boo dàqee sàcc ba mu dugg ci kër di nga ko fekk ci kër ga wala di nga fa sànni waaw ak ñoo koy fekk voilà léegi nag foofu nag mooy expérience bi ñoom aussi xale yi di ay takk der dañu war a ànd ak seen i kilifa yoo xam ne am na expérience ñu leen boo leen demee ba zone bii kat bu leen utiliser lacrymogène bu leen utiliser grenade naa nga encadré leen mais ñoom bu ñu leen bàyyi ak seen cëgal guy rek ñoom ci loolu la ñuy topp quoi moo tax toujours il faut aussi ñu gën a tàggataat xale yi nga xam ne ñoom ñooy armée bi aussi tamit les taximan nit kenn du defaral nit sa réew yaay defaral sa bopp sa dëkk waa Mbuur yooyu ñoom les chauffeurs ñoom ñoo mën a organiser wu defar seen réew defar seen dëkk ba nga xam ne yooyu du fa am parce que seen i doom rek ñoo fay loru te toujours encore une fois li may metti lu mooy toujours xale yu ndaw yi seen yoon nekkul ñoom ñooy subir les conséquences d'accord tey xale yooyu tey am ay asthme ñu sànni leen lacrymogène bu dugg ci biir classe même bu dul asthme sax ñun Nicolas man màgg naa ba am ba may at bi ma gisee balu fetal yàggul musuma téye grenade maanaam ñun dañuy tàgg grenade maanaam dañu 88 89 voilà c'est-à-dire dañu waaw xam nga 88 89 boobu mun naa ni am naa boobu mun naa ni peut-être bon am naa 23 ans dëgg la boobu xam naa mais xawla xale bu tuuti tey am 12 ans 14 ans nekk ci école teel a xam lacrymogène teel a xam grenade xam violence léegi mu bëgg a yaru ci loolu après xale boobu lan lay def ci boobu danaan lii garaawul day dem ba après da koy bazarder da koy banaliser quoi te loolu après mën na ko indi sax ay yoo xam ne mu dugg ci lu mu ay répercussions moo tax toujours il faut ñu encadrer leen d'accord très bien c'est important merci beaucoup Alaaji Sala Bigué Ndiaye ñu jox Mohamed mu jeexal ci marche bi nga xamante ne taxi clando yi def nañ ko ay lacrymogènes yu police envoyé ci biir école amaana que bu ñu koy def sax du seen coobare defuñu ko ci Maatay xëñ na rek ci sécurité bi ñu bëggoon a jël xëñ na moom moo dépassé effectivement en tout cas dañ doon jubbanti far mu dam waaw far mu dam waaw voilà waaw léegi nag dañ doon jubbanti far mu dam bu ñu amee en tout cas institution yu mel ni police moom d'accord c'est très important de lancer ce message donc ñoom niveau de responsabilité bi ñu am ci kaaraangewu askan bi laaj na quand même ñu am une certaine rigueur par rapport ak seen ay intervention mooy li ngay wax sànq ñu xam périmètre bi lan la mën ko définir mën a xam li ñuy def impact bi nga xam ne dina ko am si environ yi te yaakaar naa loolu sax bokk na si li nga xam ne day bokk si seen tàggat donc tey jii mënuñu excuser loolu par ay juste yëguñu ko woon wala bàyyi def li ñuy def ba pare wëlbatiku di présenter ay excuses on parle quand même de la police nationale donc dafa am benn taxawaay bu mu war a am bu mu war a taxawee manifestation si dëkk moom mënu fi jukk parce que tout le temps nit ku nekk di nga am loo xam ne métti na la te ci démocratie lañ nekk voilà pour nga exprimer ko très bien expression bu jaar yoon nga jaar ci yoon ñu accorder la sa droit de marche wala de manifestation police ñëw encadré mais ci niñ koy defee ci ñaari parti yëpp ne ku nekk jël sa responsabilité parce que comme ni nga koy faral di waxee les responsabilités seront toujours partagées. jërëjëf merci beaucoup pour cette première actualité ñu àndoon ci ak Seneweb li ñuy def mooy rentrer dans le vif du sujet pour parler avec monsieur Diag Ngom muy chargé de communication du mouvement Jóg Jotna ak Birame Niang ñu war a waxtaanee Mansour li nga xamante ne moom mooy Jaxaay une commune 1000 mots commune boobu moom muy Jaxaay moom lu fa xew mbaa jàmm xew fa comme ni jàmm amee ci yeneen communes yëpp. non foofu moom wax dëgg fa yàlla jàmm xew fa. ah ndax lan lu ko waral. waaw c'est parce que li ñuy dund dafa metti torop ba nga xamante ni ñun ñi fa dëkk rek ñoo ko mën a xam. ñun ñooy mais terewu leen ngeen lekk terewu leen ngeen naan taxaw terewu leen ngeen dox. seen ay activités ñoo ngi lekk ñoo ngi naan. te yaa ngi ni dem di dikk. waaw ñu ngi dem dikk mais nag commune Jaxaay li ñuy dund. ñun waa Jaxaay xam nañ ko.
ak Kër Massar xam nañ bu baax li waa Jaxaay dund. ah kon de di nga ko wax ñun bon loolu ngay dund sax lañ bëgg a xam. ci jamono ji ndax buñ dellusiwaatee tuuti ci ginnaaw Jaxaay yaakaar naa bañ ko fay amal ay année 2006 yaakaar naa 2005 2006 yooyu bi fi mbënd mi amee. le projet bu président son excellence le président Abdoulaye Wade ci jamono la jëloon initiative yi nga xamante ni ndox dafa duggoon seen biir kër daf leen kii woon foofu ñu yóbbu leen foofu mu jotoon fa def dara mais ñu gis que jamono ji ñu ni président Macky Sall bi mu ñëwee tamit li mu fa jotoon def moom jot na ko doubler tripler ko wala mu quadrupler ko sax ba ñu loo tax dina xaw a waroo boo nee que ni ci ay jafe-jafe ngeen nekku leen ci jàmm man dina ma jaaxal trop. non xam nga tey buñ nee tey li président Abdoulaye Wade defoon Jaxaay président Macky Sall daf ko tripler loolu moom amul. ah bon loolu amul. ndax la. parce que tey bu fekkoon am président Wade defoon d'abord. lam fa defoon mooy 2 chambres salon ya fa nekk mooy sunu kër yooyu nga xam dañ ko collecté noonu dëkk. ba pare kër yi sax yeggul logement moderne la waxoon. mais ñaata kër ñoo jot a taxaw ci lim. non lim bi bëri na takku mënoo compter parce que moom bi muy départ 3000 logements la waxoon. mais li pare boo koy compter ay 1500 logements lay doon. xaaj bi daal li parewul moo ëpp. ñu dëkk ci ay conditions yu metti. waxatuñ dara ñu am boru 4 millions boo xamante ne mi ngi tegu suñu loxo. mais bëggoon naa tamit bu ne conditions yu métti Mansour mu wax ñu conditions yi lu mu doon. conditions yu métti mooy Jaxaay amul hôpital. waxal benn. d'accord nee naa benn. amul hôpital. Jaxaay amul marché. d'accord ñaar. comprendre nga. Jaxaay amul ay tëli. d'accord. Jaxaay amul éclairage public. amul lumière. amul tali. Jaxaay bi ngi noonu. Jaxaay moo gën a bon ci commune boo gis. déet waay. amul dara am na fi ñoo xam ñoo fa dëkk ndoxu teen la ñuy naan. loolu moo nu metti ñun mouvement jóg jot na ba ñu jóg. chef de quartier ku feebar di faju fu mu jëm. foofu koo feebar Birama Ñaa moo lay faj. ah dafa am hôpital moom ci këram wala. mais moo lay jàpp évacuer la ci otoom mooy ambulance dëkk bi. waaw moo tax ma ne la ku feebar bi Jaxaay fan lay fajo. da ngay génn dem Kër Massar pour faju ay poste de santé ñoo fa nekk yoo xamante ni ñaari poste de santé la ñetti poste de santé benn baa ngi Jaxaay benn baa ngi Daaru Cubb benn baa ngi Ñàkkorop te Jaxaay dafa rëy commune yi gën a mag ci département de Rufisque la bokk. dafa composé Jaxaay cité gendarmerie Daaru Cubb Ñàkkorop Parcelles Assainies Lébu gi ak Dubaï. mais ñun ñëpp mënuñu nekk ci benn commune. parcelle la ñu foofu. Parcelles Assainies 1 ba 27. xam nga fii 1 ba 26 la yam. fii 1 ba 26 la yam. d'accord mais ñun 1 ba 27. ah bon. comprendre nga amul marché. ay marché yëpp sa jëkkër moo fa am. jaag kañ Alaaj Sall luy marché yëpp sa jëkkër. ñu seen dëkk bi mooy togg d'évaluation rek lépp ci koñ bi lépp ci buntu kër bi nga koy jënde mooy togg d'évaluation dafa am. léegi togg d'évaluation dafa am waaw. léegi dañ ciy dem ponk par ponk. bu ci njëkk tey jii seen maire mu ngi tudd Mor Sarr. waaw Mor Sarr Ba. Mor Sarr Ba déet dafa mel ni li nga def moom dafa mel ni que. Sall laay waxal de. waaw maire bi parce que li nga wax lépp ci ñu xayma ko ci ay jafe-jafe. tey jii noo leen mën a amee maire amu leen marché. amul leen wàllum sécurité tax tey jii boo leen amul marché jigéen ñi di génn nit ñi feebar di dem di faju ji feneen foofu kenn fa wax wàllu sécurité. dëgg la. boo leen feebar amul foo leen faju foofu dafa mel ni kon fépp ay metti ci luy baax la fenn seddul. dafa mel ni seen maire fan la nekk. maire bi mi ngi ci dëkk bi maire bi mi ngi dëkk Ñaakorop mais man kooku sax man du ma ko tudd parce que. ndax la parce que non parce que inconnu la. xanaa soxaloo fa ay kayit dem ci mairie bi ñu. man maire bi su ma fa soxlaa kayit sax su ma duggee dañ may génne. tax waaw c'est parce que ñun dañu jóg pour dëkk bi baax. déet. ñu taxawal sunu mouvement. xanaa mairie bi du pour askan bi. non déet dugg fa ñu génneel man. wuyu saa wuyu déet wuyu saa yow boo fa dëkkee. nga jëm ci mairie bi ñu lay génne. yabu ñu la yab goo xam ne rek da ngay ñëw dugg ci mairie bi ñu génne la. wax aussi nag bu feebaree nopp yi koy dégg dañuy wér. waaw dañuy wér de. waxal rek waaw mën naa ko. mais loolu mënul nekk. xanaa peut-être da nga mës a jote ak maire yi. non mosuma wala dara wala nga nekk benn booy gëree ci koñ bi rek fattu leen. ñu ni booy yi dañ ko rey. du ma booy gëree parce que ñun dañuy topp ci kilifa. dañu topp ci ginnaaw kilifa. tey li sunu mouvement bi judd. li ko waral mooy imam yi ak chef de quartier yi. ak regroupement femmes yi réseau des femmes yi ñoom ñëpp ñoo dajaloo. ñu dem ak ñun ñu dem seeti ku ñuy wax Birama Ñaa parce que yàgg na ci dëkk bi def social di jàppale nit ñi ci ordonnance 75% doléance commune Jaxaay ci loosam la tegu li may wax nii bu ngeen demoon Jaxaay ngeen def micro trottoir. Birama Ñaa moom mooy kan moom. mooy géeru Bassirou Thiam Togo. waaw opérateur économique la kii xam na li may wax ku baax la na wax dëgg yàlla. tooguma fi pour Samba Mbaye. déedéet mais ku def lu baax dama koy wax kii xam na ma xam na sama papa. man suis griot de naissance mais je ne suis pas un griot de métier. waaw tu n'es pas un voyant. comprendre Birama Ñaa nekk koo xamante ni dafa nekk ci Kër Massar Jaxaay di def social. di jàppale nit ñi te yàlla tax. di def social xaru Tabaski néew doole yi tam xarit mu rend ay nag séddale ko
comprendre nga di fay ay facture courant néew doole yi comprendre di ñu dimbali ci biir ak ci biti ku wësi ay nit day feebar am na koo xam ne ñoo bokk benn koñ ay raakol lañ ko doon monteel bi ma ko waxee ànd ak sama benn jigéen ma koy nuyu de passage Binta Anne ñu ànd bi ñu ñëwee mu yëkkati xaalis ñaataa koy faj femme bi ne temps mu yëkkati double bi jox ma 1h du matin la ma woo téléphone ma génn mu jox ma def loolu ñun bi ñu gisee loolu ñun ñu nekk ay ambassadeur gis lu mel noonu Birama Niang di ko dund ñu dajaloo imam yi chef de quartier yi ak jigéen ñi ñëw ne ko nag dañoo bëgg taxawal mouvement nga jiital ñu ndax comme yaa ñuy jàppale boobu ba léegi te état jàppale wala dërëmu Macky Sall mosoo ko lekk mosoo lekk dërëmu Ablaye Wade yaa jël say propre moyens di ko def ci commune de Jaxaay ak Kër Massar kon ñëwal nga jiital ñu mu bañ ñu forcer ko mu nangu jóg loolu moo waral ñu taxawal mouvement jóg jot na voilà léegi mouvement bi ngeen ko taxawalee tey jii comme gis ngeen qualité yooyu yëpp ci Birama moom ngeen di wax ndax tamit gunge gi warul romb tey jii mu taxawal kër yi di leen gunge ci genn wàll ngeen fexe nag ba mu mën a jote foo xamante ni dina mën a wax ak nguur wax ak keneen ku nekk feneen ba mu mën a faj tey jii seen jafe-jafe yooyu maanaam ngeen teg ko ci mairie bi loolu moo waral lii ñun li ñu bëgg loolu lañ bëgg pour yëkkati ko teg ko ci mairie bi mu mën a jot ci nguur gi ba nga xamante ni tey jii la mu doon jël ci poosam dana am leneen loo xamante ni tey jii état dana ko mën a dimbale mu def ko kon nag lii tax yow boo duggee ci mairie bi ñu génne la voilà c'est ça parce que la fa nekk gënalul kenn biir jaxaay du man kese wax ji carte gi leer la fa nekk gënalul kenn ku dëkk jaxaay parce que ñun fa lañ dëkk foofu la ñuy sagoo di ko tiitaroo mais gisuñu fa loo xamante ni tey jii état deful dara jaxaay dama koy wax je pèse bien mes mots d'accord dama koy wax parce que tey ragaluma ci li may wax renseignements généraux yi ñu ngi fa xam nañ li Birama Niang def biir jaxaay sans moom ñun waa jaxaay dañuy am problème c'est parce que moom mooy def suñu social moom mooy suñu état président Macky Sall xam na Birama Niang ñoom ñaar toog nañ léegi dafa am benn wax boo xamante ne Mansour daf ko wax nga jot ko tëb ba léegi tontu woo ci mooy am na loo xamante ne maître Abdoulaye Wade jotoon na ko fa taxawal président Macky Sall ñëw gën koo dolli ful ko nga ne d'accord loolu ndax lan d'accorduma loolu parce que président Macky Sall bu fekkee yaakaar na ne jaxaay def na fa dara wala ñu defal ko fa dara loolu amul na yónnee ñu dem xoolal ko jaxaay amul hôpital bi fa nekk depuis 2006 mënul fexe ba pare lu leer laa la wax jaxaay amul hôpital mën ngeen ñëw jël seen caméra ngeen dem téléviser hôpital bi jaxaay amul hôpital amul marché amul route éclairage public bi ñun ñooy cotiser 1000 francs dem seeti Birama Niang mu mottali ko ñu fay ko pour ñu taalal ñu suñuy poto pendant ce temps maire bi di def lan maire bi jamono ji la mooy préoccupation am ci biir jaxaay xaw ma ko parce que tey xam nga tey kan nga xam lan mooy kéem biir jaxaay da ngay gis mu def dara nga xam ko nga gis ba ngeen ko falee ak tey xanaa am na lu mu yëkkati sax teg ko fee changé ko xanaa loolu war na am ñun gisuñu ko wax dëgg fa yàlla gisuñu ko non mën ngeen dem ngeen xool du man de lu ma jaaxal ci mbir parce que kooku nga xamante ni moom mooy Mor Sarr Ba di maire bu jaxaay ci jamono ji lu yàggul dara dañ koo dégg teg ko micro dégg ko caméra ñu gis ñëpp mu wax lu leer que ni moom mu doon xayma jéego yi nga xamante ni jot na ko teg ci commune bu jaxaay boobule lu jëm ci wàllu li nga xamante ni moom mooy construction ay ci wàllum njàng ay école yoo xamante ni ay salle de classe yoo xamante ni yokk na ko fa école yoo xamante ni miire wuñ ko dajale wuñ ko mu jot ko faa def waxum marché yooyu ngay wax noonu liggéey na ci lu bëree bëri ci kàddoom lu jëm ci wàllu désenclavement parce que foofu tamit duggoon fa moom jafe-jafe jooju nga wax dëgg la duggoon foofu ay yoon nekkoon na lu jafe lool waaye buñ ko comparé ak 2006 ak tey ci ay jéego jot na cee am suñu dégloo kàddoom yooyu loolu kàddu yu waroog la par exemple li ngay wax ni xam nga tey jaxaay sorewul matul sax 50 kilomètres ak fii dawal leen seen oto ngeen taal seen caméra ngeen dugg biir jaxaay ngeen xool d'accord très bien léegi lan mooy seen léegi lan la message bi lan la ñu war a comprendre maintenant li ñu war a comprendre que man dañu bëgg président Macky Sall li Birama Niang di liggéey biir jaxaay mu yëg ko dooleel ko parce que ñi ko war a yeggee waxuñu ko président Macky Sall toog na ak Birama Niang ci élection yi passé élection référendum oui nooy waaw dañu toog yow loo voté woon oui wala non oui laa voté lu tax nga voté oui parce que Birama Niang moo tax waa jaxaay gépp voté oui dafa leen sant oui ngeen def oui Birama Niang mooy taxaw ne jaxaay voté leen oui ñu voté oui te doo leen réfléchir non duñu réfléchir xam nga tax duñu réfléchir parce que comme moom mooy jël alalam diñ jox diñ jàppale ci ay propre moyen kooku bu ñu nee def leen dañ koy def moo ñu politique asgorde boo ko teralee tëral nga waaw maam góor waa jaxaay loolu la Birama Niang dund ak ñun d'accord
du war yoon sax may tudd turam nii Birama Niang mais parce que daf ko man moo ma yéem sax moo tax man ci titrage bi moo ma jaaxal Mansour dafa nekk benn mouvement boo xamante ni waaw ak Birama Niang bi may njëkk wax dama ne Birama Niang mu ne ma déedéet Birama waaw na leer dafay leer mais en tant que ressortissant de la commune de Mbao ban yëg-yëg ngay am parce que soriwul est-ce que li muy wax ni am na ci leen loo xamante ne yow sa wàllu bopp teg nga ci bët wala teg nga ci loxo wala boog am nga ci ay écho au niveau de cette commune boobu nga xamante ne en fait dafa am benn aspect bu am solo dans ces zones périurbaines yu nekk Pikine ak côté Tëngéej surtout dañuy fàtte lu bëri dañuy am ay difficultés yu bëri ñu fa dëkk comme nu nga ko waxee éclairage accès surtout accès problème d'accès mais comme souvent sànq wax naa ko dans ce pays on a un problème de priorité parce que tu peux pas comprendre gars yi tëb zone yëpp dem ba Diamniadio di tabax pour jot Diamniadio aujourd'hui je vous dis jot Diamniadio moo gën a yomb dem Jaxaay ça c'est vrai dem Diamniadio moo gën a yomb dem Jaxaay loolu te da ngay romb Jaxaay ah bon voilà xam nga peut-être nous dans notre commune on n'a pas certains problèmes parce que am nañu réalisation am na fa te Mbao si kaw tali bi la ne dañ koy jot mais ñii si biir la juste pour dire que balaa ngaa tëb di dem au-delà am na zone yu nekk si Pikine dans la banlieue yi nga xamante ne ils ont besoin d'un certain nombre du minimum nécessaire comme on dit hôpital marché accès un maire on lui demande pas de créer ay usine mu créer jox booy emploi on lui demande seulement un cadre de vie pour nit ñi fa nekk mën a vivre dans les conditions minimum maintenant nag lépp lu jëm si ñoom ak seen mouvement ak ku ñu bëgg a taxaw ça c'est un combat politique bu ñoom ñoo war a mëne très bien mais Alaaji dafa mel ni Jaxaay moom yàgg na am ay problème parce que amoon nañ fi invité boo xamante ne mooy wàllum kër yooyu ñu xamante ne rasé nañ leen ba ñoom ñu taxaw fa ne kenn dootu fa tabax kenn du fa def dara defe naa sax sa procès bi sax gagné nañ ko parce que président des Lawbe voilà mooy seen waajoo Bara Sow très bien waaw président des Lawbe waaw président des Lawbe waaw dañu amoon nag seen waajoo ju dëkk fële Cambérène la waa ji gaño marché mooy Gàddaay très bien waaw xam nga Sénégal dafa am ñun bi ñu nekkee xale dañu leen di quartier flottant gis ñun bi ñuy jóge fii Nimzaat ñu ñuy toxal Pikine boobu dañ ñu doon wax sam papa nee na dañ lay jox ñaari terrain ak 2500 ba pare ñoo lay sampal baraak pour nga tuxu loolu moo xewoon c'était en 1965 loolu moo xewoon boobu bu ñu ne woon am na paa yoo xam ne bu ñu leen woon kaay dem Pikine dañ ñaar mën na leen dellu Pikine dellu Kajoor gi ma jógee Pikine ak tey di lim naa ne Pikine tey moom mën naa ni moom mooy cerveau Dakar léegi bu ñu demee Jaxaay comme ni nga ko waxee ay 2006 Abdoulaye Wade bi mu lancé tour bi rek Jaxaay benn picc la donc sax dañ ñi picc mi naaw na bi ñu ne Jaxaay taxaw na ba am na kër yu pare ba nit ñi commencé dem dañuy Jaxaay naaw na picc mi naaw na donc voie boobu ñu jëloon man pourquoi ñu wàcc ko ba liñ fa waroon a def parce que li mu wax nii dafa grave dëkk boo xam ne amul marché amul hôpital pour nga dugg fa amoo ay yoon amoo ay lampe mais loolu du dëkk léegi man ñoom naka la ñuy mën a dundee foofu sax man loolu mooy njëkk problème te bu nawet ñëwee man ñëw naa fa benn di doon ñaan si jabar temps nawet seen tali bi nii man keroog oto bi ni la doon def ci da doon fecc ni ci tali bi ndax ban bi waaw parce que nag nan waxante dëgg lii muy wax nii dafay fi muy wax xam naa ko dafay bañ sax yaakaar dafay yëkkati Burama Ñaa mais li muy wax nii dafa am parce que nag Burama Ñaa des bu ne Burama Ñaa la ci moom la ko Lamine Bassirou Thiam doog a doon Burama Bassirou Thiam danaa ko Burama Ñaa xam nga ko CLCS Thiam dogo moom ko présenté woon vraiment waa ju baax la mais moom fi muy waxee bëggul sa di ko tudd mais dafay wax li am Jaxaay mais nag àll li fay ñuul moo fa di ñàkk bu dee moom moo fa nekk benn nit bu leen jàppale force ñu tudd turam dëgg la donc ana maire bi parce que tamit maire bi liggéeyam ko def ko alaaj 21e siècle lañ nekk de 2018 ñu toog ba ànd ak président boo xamante ne dafa judd après indépendance ñu toog ba diggante Dakar léegi nii dégg nga ressortissant Mbao la mu la wax léegi nii nu mu tudd monsieur Diagne li mu wax nee na dem Diamniadio gën a yomb dem Jaxaay dëgg la te da ngay romb Jaxaay Diamniadio da ngay yëg péage waaw wàcc Diamniadio Jaxaay da ngay wàcc war gaal war jësi sayer zikr laa de loolu la def péage léegi waaw da ngay dugg oto wàcc dugg fas wat fas wàcc war mbaam dëgg la war gaal
war jasik soog a dem. émission bi jeex na. léegi nag. day mel ni dëkk bi ñu ma bëggoon invité de dama la nga jël avion boo wàccee jël train après train nga jël gaal après gaal nga jël charrette may leen nañ ko baax. léegi nag nga war jasik xam nga jasik moom mooy loolu c'est-à-dire loolu moo lay woon ni kon. suñu gouvernement yi liggéeyuñu. parce que 50 kilomètres même pas ak de capitale Dakar fii. enclavé wul. mais dañoo defarul yoon yu fa jëm. donc yu dëkk ba fay dem ñett yi dañ ko respecté ci réew ci quartier ci dëkk. na ngeen baal ma waa ji nga xam ne xel mi dafa naqari woon waa dëkk bi di tuxu. ñu defar marché bi defar jàkk ji. defar hôpital bi waaw mu jékki-jékki ne ana armère yi. ñu naan ko jugal fi waay. ñetti fan mu am ku dee ci quartier bi ñu gàddu seen néew di wër fu ñu ko suul. dafa am yoo xam ne mënut a ñàkk ci dëkk. déedéet. kon nag encore une fois appel bi ñuy def mooy maire bi bu ko neexee tam maire ñëwul fii. voilà très bien donc ñu ngi lay woo ah. woo nañ la voilà ubbil nañ la mais bu dee waaye daal lii mu wax nii moom. bu daa ma ñaax di jël sa place bi. voilà donc. Mor Sarr Ba yaakaar naa ne kii def na Alaaji Sala sax def na appel bi. mooy que ni Mor Sarr ba pare bu ñu jugee fii tamit yow. faaw nga dugganteeg moom en contact. c'est ça ñu programmé vendredi prochain. parce que benn lay pàcc la. waaw duñ déglu ñun DTV duñ déglu benn version de. ñun jaaxaan la ñuy tëddee. yaakaar naa ni que ni mosuñu duut baram ci wàllu woowu. que ni baax nañu fàttali ko waxuñu beneen hôpital nag beneen hôpital taf kayit bind hôpital di jaxaay. ñëw kii parce que ki mooy maire ki mooy maire. non kii ka la. Mor Sarr Ba la tudd. ki mooy Mor Sarr Ba. d'accord moom mooy kan. Mor Sarr Ba mooy maire bu Jaxaay. mooy maire bu Jaxaay. c'est que man léegi ñu bàyyi la foofu nga daaneel foofu très bien. man fi may waxee sax gis nga fi may waxee sax man waxuma ak ay maire waxuma ak kenn man président de la république lay waxal direct. non parce que moom mooy liggéey non xaaral rek. yow nag non xaaral non déglu seen ngom. waaye ngom président lay waxal. waaw waaye tëm na de. xam nga seen ngom ñun ay sénégalais lañ. ngom yow bu ñu leen fekk mu neex nga dem nañ ko daal. déedéet moom bu ñu ne ko rafet nga mu ne xam war yéen ngom ndànk rek ngom ba xala maire ba pare. non xam nga non tey xam nga boo gisee may wax ak président de la république. ñun dañ ko jàppale depuis référendum foofu laa doon wax ñu dagg ma. depuis référendum ñu koy jàppale. waaw léegi nag dama la bëgg a hiérarchie dafa am. waaw loolu gis dafa am escalier di yéeg ba yegg ci président de la république munoo tëb sa mairie. tëb maire mais président dafa am lu mu wax ak sunu président. waaw ci élection législative yi passé dañu toog moog président Birama Niang ñu waxtaan carte sur table. def nga ko président léegi. non si non foog nga ko xam nga mooy président du mouvement Jóg Jot na. d'accord comprendre nga. waaw ñun toog. ñoom ñaar audience. ci biir campagne électorale yi. ñu wax ba teg carte sur table. Birama Niang lim ko ñaan c'est simple moom mooy président de tous les Sénégalais. ñun Macky Sall dañ ko jàppale ak suñuy propre moyen. kon Macky Sall xeexuñu ko. bu ñu jàppalee Macky Sall nag di jàppale ko référendum jàppale ko législatif boobu ba léegi Birama Niang di investir xaalisam boobu ba léegi di investir. jot na mu gestu daal gestu ginnaaw jot na mu gestu ko ñun dañoo taxaw fi mu toll nii. d'accord ñun dañoo taxaw. très bien ak sunu mouvement. jërëjëf te mouvement mooy majorité. ah bon. billaay walaay taalaay mouvement mooy majorité. ñaata ngeen ci lim. non mënoo ko compter. ah bon xam nga ñun ñoo yor le seul président boo xamante ni audience bu toogee otoom bu ñu ko gisee mu gaare foofu day mel ni sabar gu tas day fees dell. Aminata Mbengue Ndiaye ñu ne fan yii ci affaire élevage bi. Zoro dafa foog ne Birama Niang mooy maire bi. ministre yi xam nañ ko Cheikh Kanté ku bëgg mobilisation Birama Niang ngay woo. mooy génne 40 car mooy génne 50 car biir commune de Jaxaay loolu te amul kenn koy génne ci bànn. très bien merci beaucoup on y reviendra dinañ ci dellu si waat ngir gën a mën a yaatal Mamadou ki nga xamante ne moom mooy Diag Ngom muy chargé de communication wu mouvement Jóg Jot na ànd ak Birama Niang foofu ca fi nga xamante ne moom mooy ca Jaxaay ñu doon waxtaanee une commune 1000 mots noonu la ñuy jaaree nag parce que il vient de nous rejoindre sur ce plateau muy Sayer Zikrula di ndaanaan bu mag a mag ci li nga xamante ne moom lay yëngu jëm ci Zikar bàyyeekoo ca Thiès benn dëkk ñaari gaar ci kanam tuuti incha allah dinañu won li nga xamante ne indil nañ ko parce que mu ngi waajal date bu mag a mag mu di le 24 mars foofu ca digg ñànkatangu Thiès ñu ngi lay ziar Sayer na nga def. waaw Nicolas maa ngi lay delloo ziar bu baax. naka yi tey. ñu ngi sant sëriñ bi bu wér alhamdulilah. alhamdulilah naka waa Thiès. waaw ñëpp ña nga fa ñu ci jàmm bu baax. man de foogoon naa ne waxtu bi foogoon yegg si woon nga yàgg na. waaw gis nga rek nekk ci yoon wi rek. yaa ma gën a xam waaw embouteillage moom jamono yi dafay jafe. waaw loolu la jafe kay yaa ngi jógee ba Thiès. waaw maa ngi jógee ba sa gaay. waaw sama gaay na xam naa ñu ngi ñëw ñu ngi ci porte bi. ñu ngi ci kanam ñu ngi ci ginnaaw. d'accord ñëpp ñu ngi ci buntu bi ak xëy yeeg lépp. kon ci kanam fii dina yëngu. waaw fii moom dafa war a yëngu bu soobee yàlla. macha allah waaye yow loolu dugal ci Zikar. waaw Zikar si moom li ma ci dugal mooy bëgg-bëgg rek
ndax man gëw ma ku dul sëñ Bamba ak Cheikh Ibra te damaa gis sama mbokk taalibe di yëngu ci xiini mu neex ma lool depuis tout tànk ku ci mel ni ay Njóogu Afia ay Pafay Jikurla ay Fallou Thiès ñeneen ak ñeneen ñu koy def mu neex ma lool macha allah ma xool ci ñoom nag ndeysaan suñu borom dogal ma ak sama gars yi nga xamante ni ñu ngi ci buntu bi waaw ñoo yarandoo ñoom màggandoo waaw depuis tout temps ba léegi ñuy ànd wax dëgg yàlla ñoom it ñu gën maa bëgg waar wi suñu borom dogal ñu ànd ba période bi ñu toll nii kon ñëpp lan moo ci jot a sotti single moo ci am wala clip wala lan moo jot a gum sotti waaw album bi ci lañ nekk nii ci album bi ngeen nekk di liggéey est-ce que mën nga am lu tuuti loo ñu mën a maa daal rek laata ñuy ànd ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur Mamadou Diagne nga am loo ñu maa daal tuuti rek nga ñamal ñu waaw mën naa ne léegi waaw ayca allahu min kulli karimin akramu manamo khadalo takaramu aslim lahu kullaka al imani wala simin ihsanan li rahmani waji'u bi shukri bila kufurani tufa isabahu manirani wajihu bi shukri bila kufurani tufa isabahu mahamirani waaw loolu dafa doon loo xamante ni dañ ko doon ubbee rek kooku mooy nuyoo bi mooy salaamaaleykum loolu mooy salaamaaleykum maaleykum salaam bi yegg seegul waaw maa ngi siyaar ñëpp ndeysaan ñu ngi lay fay jaajëf di siyaar kullu rek ndeysaan lii dafa doon lu mënta ñàkk ndax si kat si waaw yëg naa yëg nga ko waaw yëg nga ko jàng aha yëg nga ko saa ndaanaan waaw kon ndeysaan waaw gis nga de ñun ñoom daanaka ay tout tànk lañ dëgg la te wax dëgg yàlla amuñu lu dul turu yàlla bi kon zikar si ak xasida yi day benn moo waral lii kon moo tax ma ubbee xasida yi waaye incha allah ci kanam dinañ lañ sikaral turu yàlla ba ñëpp kontaan jërëjëf bu ko defee nii Mouhamed Thiam di def naan man tout tànk laa ñu xëy mu tabax kër man tout tànk laa ñu xëy mu am jabar rek tout tànk laa ñu xëy mu am si amiin amiin di jàmm waaw ci man tout tànk rek laa waaw ba màggee dee waaw xam nga yaay may Nicolas yaa ko jox bu màggee dee kay bi yaa ko jox màggu amoon màggu takk jabar ami doom màggu ko am sukun am màggu bi jaaw wayi màggee dee Nicolas yaa ko jox Nicolas yaa ko jox day mel li Sall wax léegi di mouvement jóg jot na mu ne ko ginnaaw dee moom moo la wax ginnaaw dee Nicolas moom a gaañ xam Nicolas mi nga ay bërëxal yi ci biir mi jóge wax yéen ñaar nii li ngeen di def si plateau bi li ngeen di def si plateau bi yéen ñaar démb rek benn femme mi ma ko billahi ci lamb ji may dugg mu ne ma noo yow ak Nicolas da ngeen yeb sénégalais mu ne yéen ñaar li ngeen Ndeye Jo Fofana sa soppee si Facebook da lay bind souvent xam naa boo xoolee di nga ko gis sànq rek maa ngi gisante ak moom mu ne ma Nicolas ak Sall ni nekkee ak nit ñi si plateau bi nañ ma bàyyi ak Sall waaw nañ ma bàyyi ak moom Ndeye Jo Fofana ñu koy nuyu au passage moom très bien ñu koy nuyu jaajëf léegi nag dañuy waxtaanee tuuti rek lu jëm ci li nga xamante ne moom mooy Sercam nag moom mooy cellule des étudiants ressortissants de la commune de Mbao président bi nag journaliste la en même temps mu di monsieur Mamadou Diagne ngir ñu waxtaanee programme bu am solo bi nga xamante ne amal nañ ko muy Mbao en couleur du 29 mars au 1er avril au programme dina am forum dina am randonnée pédestre ak li nga xamante ne moom mooy dîner de gala ma bëggoon ñu tàmbalee ci cellule des étudiants ressortissants de la commune de Mbao kañ ngeen ko taxawal ak lu waral taxawaay bi. asalaamaaleykum encore waaleykum salaam. cellule des étudiants ressortissants de la commune de Mbao mu ngi taxaw depuis 2006 li nga ko waral ñu taxawal ko nag mooy étudiant moom social la ak encadrement parce que étudiant soo ko tetteewul accompagner ko su amul le minimum rek jàng mën naa na sax looloo tax ñu taxawal cellule bi mu existé 12 ans d'existence. voilà ci 12 ans yi lan ngeen jot a def. si 12 ans yi nag on a fait beaucoup de choses anciens yi léegi ay alumni lañ maanaam alumni mooy ñi nga xamante ne léegi ce sont des personnes am nañ liggéey ce sont des personnes renommées dans si dëkk bi. sotti na daal. voilà sotti nañ sont devenus des cadres. te cadre lan moo tax si accompagnement wu structure bi la en quelque sorte. D'accord. parce que bu ñuy doog a ñëw teetal nañ leen dugal nañ leen si appartement dugal nañ leen si immeuble aidé nañ leen ñu am bourse d'études looloo tax nag en quelque sorte seen jàng leen mën a def ba mën leen ko dugal ci appartement ki ay immeuble. moom fu mu jógee. am appui am engagement bi rek. ne seen ginnaaw. non ñun amical étudiant la. ñun nag dès le balbutiement depuis balbutiement structure bi Mamadou Seck ancien maire ancien président assemblée nationale moo si jàppoon moo waral sax ñu koy sargal si dîner de gala bi. D'accord. moo waral ñu koy sargal si dîner de gala bi. kan la jox lenge yi.
moom Abdoulaye Pouye la fi bàyyi. Abdoulaye Pouye tamit moom comme lu muy wax. mooy souvent kan Abdoulaye Pouye. mooy maire Mbao. mooy maire Mbao. comme lu muy wax souvent rek kon bokkul ak maire Jaxaay. non Abdoulaye moom taxawaayam defe naa ne rafetlu ngeen ko wala rafetlu wu. waaw ñu ngi koy rafetlu parce que comme il dit il fera pas moins que Mamadou Seck. waaw mu ngi ñuy jàppale. ñu ngi sant di ko gërëm tout comme tous les autres mécènes de la commune. ñu ngi jàppale structure bi. d'accord dañ laaj ñi gën a mën a yokk seen loxo rek. très bien. un peu par rapport ak activités yi nga xamante ni moom ngeen inscrire ci journée culturelle yooyu la yaakaar naa ni bokk na ci lu gën a tàggatu nit ñi. ay jongante yoo xamante ni day taxawal nit ki mu gën a dëgëral li nga xamante ni mooy citoyenneté am. exactement waral ngeen def lu mel noonu. exactement léegi activités yi 5 jours la du 28 au 1er avril ce sera Mbao en couleur lu tax parce que 5 jours de diversité 5 jours de social 5 jours yoo xamante ni dañuy def solidarité léegi li gën a tax ñi war a nit day taxaw citoyenneté en quelque sorte am na voix des jeunes leaders keroog rek ñuy gis Pape Sagna monsieur Pape Sagna mun naa wax leen voix des potentiels leaders parce que leader daa soxla encadrement encadrement boobu lañ koy indil léegi ñoom li ñuy débattre c'est des élèves de la terminale ñuy ñëw jox leen ay sujets de citoyenneté ñu waxtaan si ñu wax si seen xalaat loolu day tax ñoom ils seront responsables dinañu xam thèmes yi ñuy débattre thèmes yi nga xamante ne ñoom ils sont responsables et ils sont capables d'agir comme souvent comme on dit en tant que journaliste le citoyen dès qu'il sait il est capable d'agir et il n'est pas inerte évidemment léegi looloo tax en quelque sorte ñu taxawal activités yi là sur le plan citoyenneté à côté de cela aussi ñun ay mouvement d'étudiants lañ am na si ay ñi nga xamante ne ñu ngi médecine jàng nañ ba ay 7e année 6e année am nañ seen laaya wala ñu ngi si hôpital yi bëgg nañ instant bi def consultation gratuite ñoom dañ ne dañ koy jëw def pour ñu dëkk si commune bi ñu xam ni seen doom jàng nañ ba am nañ médecine dañuy ñëw defal leen consultation gratuite randonnée pédestre bi tamit si la bokk parce que Mbao képp ko xam ne am na forêt bu am 700 hectares forêt bu am 700 hectares nag ñun dañ protection forêt bi suñu mbir la. di wàññeeku saa su nekk. waaw di wàññeeku saa su ne mais ñun dañ ko bëgg a def suñu combat. suñu combat en quelque sorte parce que forêt beeg plage bi l'autre jour rek plage bi charretier yi tamit duñ koy def. du yoon. du yoon léegi nag nga teg si sa bët chaque jour ngay dem di ñëw di ko seetaan loolu tamit du yoon. de même que sensibilisation sur la situation des enfants talibés. dans la commune ñu bëgg si def benn journée sans yalwaan. nekk ay ndaw ñoo xamante ni dañuy xalaat avoir une vision futuriste maanaam ëllëg si biir lu mën a taxaw tabax dëkk bi. sukkandiku nag ci ay li nga xamante mooy valeur ndax bu ñu waxee Mbao tey jii xel yu bëree bëri nañ dem ci sëñ Mansour borom daara ji. ndax fa la fekk baax. am ñeneen wax nga ko léegi ancien président assemblée nationale wax nga Mamadou Seck. koo xamante ni ñëpp xam nañ liggéey bi nga xamante ni jot na ko def waaye tey jii bu ñuy wax Mbao tamit am nañ ay potentiel leader. pour reprendre ton terme. bu ma xalaatee Abdou Karim Sall ARTP bu ma xalaatee keneen ak keneen bu ma xalaatee Awa Macky awa sa xarit Nicolas. awa Macky donc nekk ñoo xamante ni peut-être tey jii ñu ngi taxaw bëgg muy mbir yi jëm ci kanam est-ce que tey jii autorité yooyu nga xamante ni am ngeen ko pourtant loolu ngeen am lépp ci en termes de ressources humaines. ndey ñu ngi leen di jàppale ci wàllu. waaw en fait Mbao dafa doon commune boo xamante ne comme un peu partout loolu lu ñuy déplorer la ñi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bi ay autorité lañ ñu war say mën a jàpp parce que comme je dis souvent man je rêve maire bi def jardin public waa ARTP ñëw def wifi gratuit connexion gratuite ñu ñëw bokk ko mais ce qu'on constate c'est que la commune est divisée par des divisions politiques te ñoo bokk mbuus tey soo demee fii demoo fii dañ naan fii nga far parce que on doit se dire les choses ñoo war a wax dëgg en quelque sorte politicien ak fépp fu mu mënti bokk doo ñëw si nit ne da ngay far si man ma jox la dara loolu taxul jot ni kii nit su ñëwee si yow mécène nga da nga koy jàppale soo ko mënul jàppale moom du ñëw bokk si yow parce que fii nii nit yi ils sont pas une certaine bétail électorale du ñëw da nga am sa xaalis rek dañ lay jàppale fii nii ñun en tant que étudiant lépp lu ñuy def tey suñu programme 5 jours d'activité suñu volonté ak suñu engagement amuñu ko mënuñu ko dañ koy dox wax si ba mu ñëw léegi nag su fekkee ne yow en tant que politique doxoo si waxoo si wala yow da ngay xaar pour yow élection wala xaalis moo war a tax a jóg nit ñi tu te trompes commune de Mbao nag xeetu problème yooyu la am ñenn ñi ñu ngi def ñu luñ mën ku nekk mi ngi def li nga mën mais suñu mutualiser woon effort yi man sama amoon nëmul avis Mbao dina jëm kanam Mbao dina jëm kanam parce que bu fa dina gën a jëm kanam en quelque sorte parce que bu ma seeg bu mu fa nekkee ancien président assemblée nationale Mbao am lu bëri lu mu rafetlu woon macha allah Mbao am na lu mu bëri lu mu rafetlu woon léegi nag le maire mi ngi def lu mu mën keneen mi ngi def lu mu mën si côté am lu ñuy wax rek mooy suñ ko mutualiser woon dina gën a jëm kanam en quelque sorte à l'instar de Jaxaay wala communes yooyu nga xamante ni yu émergentes la yu soog commencé yi nga xamante ni ñoo nekk ci domaine yi ñu tuddee ay Zaga yooyu noonu Mbao Villeneuve la ñu wax ñu gis lu gën a bari problème mu suuf day am ci gox yooyu noonu est-ce que tey ji en tant que jeune tey ji yéen a ngi amal taxawaay boo xamante ni yéen koy sensibiliser ne serait-ce que même que ça soit di am une voix boo xamante ni bu ñu leen déggee ngeen wax dañuy xam ne yéen ñi ci mbir mi ngeen bokk te dañ leen war a dugal ci biir mbir mi
exactement le problème du foncier en Mbao dafa nekk problème bu yàgg. ku nekk wax na si sànq la randonnée su fekkee dañuy wax protection de l'environnement foncier bi da si bokk en quelque sorte parce que Mbao surtout ZAC ba am na ay cités yow bëri yoo xamante ne dañ ko commencé lotisser dañ ko arrêté ndax lan litige. litige yi bëri na fa trop léegi ñun lu ñu mën en tant que jeune en tant que porte-voix mooy dañoo war a dox dans une dynamique boo xamante dafa war a jëmal dëkk bi kanam si naka ku nekk jël ay responsabilités am léegi nag seetlu nañ depuis le maire Abdoulaye Pouye ñëw problème yooyu gëj na faa am yooyu mais nag lu ñuy ñaan mooy affaire yëpp yi nga xamante ne ñu ngi si war a dox ñun nañ si dox wax si mais suñu priorité mooy que les étudiants de la commune de Mbao fépp fu ñu mënti ne ñu bañ a tumranke ñu bañ a torox muy Saint-Louis Bambey Ziguinchor. Mohamed Thiam. mais ci kaw loolu yéen en tant que jeunesse ngeen am quand même taxawaay boo xam ni yéen a koy am puisque lépp li nga xam ni nit ñi dañ koy teg comme politique ci foofu noonu. exactement directement si yéen lay gën a impacté. yéen ay couche bi nga xam ni yéen lay gën a concerné. d'abord yéen ci revendication yi nga xam ni moom ngeen war a def. est-ce que am na benn plan d'action bu précis boo xam ni tey jii boo leen jàkkaarloo ak quelque pouvoir que ce soit moom ngeen di teg sur la table mu bañ a nekk juste benn jeunesse boo xam ni day ñëw di kaas di ñaxtu mais am ay idées yoo xam ni da ngeen di ñëw teg ko pour que de façon concertée ngeen mën a dem vers des ébauches de solutions. souvent on dit lu amul vision du dem. lu amul vision lu amul programme du dem. depuis ma doon président depuis 2017 dama ñëw ma teg benn vision benn programme. autorités yi mairie soo jàkkaarloo ils te disent lii moom laa yelloo léegi état ko yelloo. nga jàkkaarloo ak état ñu ne li budget la ak procédure la démb rek maa ngi siy waxtaan barkaat démb maa ngi siy waxtaan monsieur Pape Sagna Mbaye moo doon wax problème ENO espace numérique ouvert Mbao jot na fu mu amee ENO jot na mu ne ma ressortu état la. xam nga c'est des projets yi nga xamante ne soo ko tegee étudiants yi war see gis seen bopp koo fi tegal projet it te dit que lii ressortu lii la lii ressortu lii la mais comme li ma wax sànq suñu mutualiser woon effort yi tey comme tey ñu ne Mbao soxla na espace. mais tamit am na loo xamante ne tamit ci jéggi na dooley mairie. voilà tamit dañ koy nangu loolu laa wax souvent comme li may wax rek comme tey maire bi moom lu ñu mën a accompagner yokk na subvention bi. mu ñu ne waaw na jën mu jàppale ñu si yenn événement yi. loolu moom dañ ko koy nangu suñ soxlawee benn activité mu añu saal mu añu leneen. mais dans les projets futurs. parce que structure du yem si le factuel. du yem si événement du yem si organisé pour xaalis. structure da ngay xool avenir. da ngay xool génération yi di ñëw man d'ici 2 ans 3 ans si leneen laay ne. mais génération yi di ñëw. war nañ mën a am benn salle ñu ne benn bibliothèque. mais ci génération boobu voilà très bien ci génération boobu di ñëw lan ngeen commencé gu mettre en place parce que 12 ans d'existence. am na loo xamante ne war ngeen ko mën a préparer pour xale yi nekk seen ginnaaw ñi nga xamante ne ñëwaguñu cité mais ñu ngi ci diggante primaire wala secondaire moom lu mel ni ay bibliothèque foo xamante ne la mën a may fu ñu liiree mën a gëstuwaat defaat ay quelques documentations. exactement loolu projet bi bind nañ ko déjà instant bi war nañ ko soumettre autorités yi mooy wàllum bibliothèque bi à côté de cela aussi on a installé des cellules dans les régions parce que étudiants nekkatul Dakar Bambey la Ziguinchor Saint-Louis Thiès léegi étudiants yooyu nekk foofu noonu taxawal nañ fa ay cellules utal nañ leen ay néeg yoo xamante suñu ñëwee dañ fa mën a dëkk léegi pour génération future na comme ni ma la ko wax bibliothèque suñu amee projet bi teg ko lu koy financer lu koy doxal du ñun mais CDEPS bi bu ñu ko laajee dañu ne daa am litige entre la mairie ak la ville mënuñu pour ñu am salle bi foog ñu def ay démarches kon juste pour dire que quelconque démarche mu ñu mën a entreprendre pour doxal dara su fekkee ni les autorités ils n'ont pas une volonté su fekkee mairie bi moom fi mu mën a yem la yem yeneen i autorités joxuñu démarche boobu noonu ça va pas avancer comme ça que wax naa ko dans ce pays les zones périurbaines ils ont un certain nombre de problèmes ngay tëb ba jam ñaajo di def yeneen une commune bu amul bibliothèque bu amul benn genre espace numérique parce que dafa jot commune am bibliothèque parce que du yoon rek ñu ne waaw du yoon rek ñu ne booy nekk ville dañuy dem bibliothèque booy nekk ville dañuy connecté wu voilà genre Mbao dafa am war a am bibliothèque dafa war a am espace numérique boo xamante ne jeunes yi après midi bi dañoo war a ñëw toog foofu benn genre espace culturel mais tamit Sala Alaaji Sala li muy wax nii nekk na lu am solo ba nga xamante ne mais jamono yi nii ci boo xoolee ci communes yi ñu wër yëpp daanaka amul doo ko gis parce que am na benn bonne volonté boo xamante ne bi muy soxla Grand Dakar noonu la ñëwee mu ñëw rek ne installé Grand Dakar gi wifi Grand Dakar foo toll ngay wifi foo toll di connecté wu. mais nag ça lui a valu plus de 35 millions de nos francs CFA. mais xeet yu mel noonu tamit dafay baax mais yooyu noonu. mais nag xam nga léeg-léeg aussi c'est bien beau geste bi rafet na. li ñuy wax naan nit ki nga fi nga dëkk nga delloo ko rendre César ce qui appartient à César. nit ki nga delloo nit ki li mu moom. loolu kenn weddi nga dëkk ci gox comme ni ngeen def. doomu Mbao laa ma ñëw am yàlla may ma teraanga ma ne ma lan laa war a mën jàppale Mbao def benn wifi pour xale yi ñëw di fa connecté pour mën a yokk seen xam-xam c'est bien beau mais nag am na ci xale yi ñoo xam ne bu ñu duggee ci wifi ba
ñu dugg ci leneen xam nga tamit des fois loolu li koy jiitu mooy nañu sensibiliser xale yi d'abord muy éducation xam nga Mbao dafa am man Mbao miin naa ko ànd naa fa Pape Sagna Mbaye ba taay bi nekk maire de la ville de Pikine ñëw naa Mbao ba taay avant loolu Mamadou Seck ñëw naa Mbao ba taay xam nga dañuy wax petit Mbao ak grand Mbao mais dafa amoon sax benn étiquette bu ñu leen takkaloon ba nga xam ni maanaam na ma yàlla baal ko ànd ak sa coro sax jëm côté boobu boo ne cëpp ci arrêt bi xale yi li ñu koy ndax kër xaj nga jëm ndax foofu mais gis naa ni loolu léegi yéen jeunes yi xeex ngeen loolu ba loolu amatu fa muy genre néeg yooyu amatu fa bi ci des aussi gis naa ni yéen léegi lébu yi ni ma ko mën a wax xam nga Mbao aussi dëkku lébu la da ngeen xawoon naqaree dajale mais gis naa ni yéen nouvelle génération bi ngeen ñëwee yéen a ngi am benn kii parce que la fois passée Abdou Karim Sall suma xarit la dem naa fa waxtaan nañu nee na moom il compte beaucoup ci jeunesse su Mbao bi parce que jeunesse bi léegi gis na ni ne jeunesse bu intelligent lañ bu bëgg dara lañu bu aussi bu gëm seen gox lañ muy Mbao bi mu dëkk mais dafa am lu yoo xam ni moom moo leen di tasaare Mbao dafa am ay politiciens yu mag tey Abdou Karim Sall bu fa nekkee ak le maire de Mbao ak Mamadou Seck Jassi gëmm na mais nelawul de Jassi gëmm na mais nelawul Mamadou Seck d'accord nekk na président assemblée nationale PDS la nekkoon il est calme il est cool mais bul yaakaar ne bàyyi na politique de bi su PDS ñëwaatoon ngeen xam bilaa di nga alkaati bu bàyyi dóor si wut sifle di moo tax toujours ñooñu leen tar nag ci ay politiciens yéenay pare nag pour kenn du leen mën a këf gëm mais bu leen nekk benn mouvement boo xam ne bu ñu ñëwee rek xooy leen benn affaire ngeen ni kii la ñu ànd wala kii la ñu ànd ku leen mënti jàppale ne leen ko ñun Mbao d'abord la ñuy jàppale mouvement bi na doon mouvement wu Mbao ngeen gëm Mbao mais bu leen ko jox pour ma Samba nii pour ma Demba nii pour kii pour kaa loolu daal ba leen ko defee di ngeen ci beneen bi ma leen di yokk aussi tamit mooy leen gis nga yéen ñi nga xam yéen jeunesse bi wan ma sa ndawu tey moom la sa ëllëgu réew yéenay wane lu tax parce que wax nga léegi lu am solo d'ici 10 ans 20 ans ci kan ba ngay nekk ci leneen mais future génération bii ñëw il faut yéen ngeen dimbali leen ñoom yow li nga magee ñooñu il faut nga won leen ko mooy di leen tàggat ñu teel a yeewu teel a nangoo jàng parce que jàng moo yor réew mais nag bu fekkee da ngeen di def nii rek pour am dara pour def benn échelle pour yéeg moom pour ñu ne sa tur naka laa di sax Mamadou Diagne fexe na ba nekk maire ba wala nekk na député à l'Assemblée nationale après fi bàyyi goxam loolu amul sens loolu moo dama leen ñaax la bu ma leen di jox rek Nicolas ngeen bañ a mel ni maire Jaxaay ba xam nga déet maire Jaxaay non dama bëgg mu ñëw waaw ñu ngi koy xaar dama bëgg mu ñëw waaw dañ ko parce que sa waay dañu défier de yow moom mii dana défier il faut mu ñëw il faut ñu ko ko mu ñëw waaw faw na ñëw waaw parce que xam nga Sénégal la ñuy waxtaanee waaw Sénégal la yaakaar naa ne peut-être bu ñu defee ay critiques objectives la yoo xamante ni ça permet c'est constructif aussi ça permet que tey jii boo nekkoon ci boo doon dox nànk sax nga waaxu voilà waaw góor taxul nit ki bàyyi liggéey bi mu doon def yaakaar naa ne bu ñu la ŋaañee ci affaire yi dañ koy def analyse boo xam ne dimbali sax yow peut-être Nicolas da ko dimbali boo ko permettre rek peut-être une dernière non balaa ngay dem ci dernière question s'il vous plaît yooyu gis nga dañ koy rafet na rek mu wot ay yéenam waaye li ngay def wala cere ji neex na mu ne sama tànk laa ko laaloo waaw ñu ngi wax ci wàllum ay commune dëkkuwaay fi nga dëkk yow yaa ngi dëkk Thiès donc tey communes yi foofu noonu maire yi seen taxawaay ci communes yi ci askan bi ci seen dem ak seen dikk si seen li nga xamante ne moom mooy si seen ay jumtuwaay yow tey naka ngay gisee maire bi nga xamante ne moom moo nekk foofu ca Thiès est-ce que yaa ngi ciy yëg sa bopp est-ce que yaa ngi ciy gis sa bopp ci taxawaay bi nga xamante ne war na ko taxawee ba population yi war koo mën a rafetlu waaw maire bu Thiès moom wax dëgg yàlla taxawaayam ca gox ba rafet na macha allah ci li ma gis bokk ndax wax dëgg yàlla mi ngi jàppale ñu baree bari rawatina suñu quartier bee di Medina Fall vraiment lu bari def na ko fa kon loolu moom vraiment lu ci mel ni lan nga gis ne loo xamante ne lan nga ñu mën a wax loo xamante ne tey moom góorgóorlu na ci def na ci ay jéego ba yéen ngeen mën ko rafetlu waaw ku ci mel ni moom daal mën naa li mu fa def bari na trop ndax mën naa ni su ma limee dinaa juum waaye li mu fa même ci ñaar ba ñett mën na ne Talla Sylla waaw vraiment moom sax ñoo ngi koy xaar fii ci DTV toi tu sais bëgg nañ def benn boo xamante ne sax foofu la ñuy ñëw Thiès toog ci esplanade ba waaw alaaji def ñetti xobam moom wax dëgg yàlla jàmbaar la ba pare tamit dañuy bëggee ñun tout temps ki yëngu ci si quartier aussi ndax lépp lu ñu mënta xewle bu ñu ko waxee da ciy jàpp bu baax a baax a baax fan yi rek laa demoon bureau am toog ak moom mu conseillé ma
vraiment ci sama bis bi may waajal jël xaalis bu bari teg sama loxo ni ma góorgóorlul ndaw nga kon kooku moom dama koy sant bu baax a baax dama koy feral ak kon vraiment jàppale mooy yoon maam boo jësaaka way na ko nee na ku la teral tëral waaw kii moom teralu ma moom ba mu mais Nicolas xanaa xamoon ne merci baat bu gàtt la mais ku deful dara doo ko dégg tubaab bu la nee merci dina ko jëfal boo ko jëfalul du la wax merci Serigne Touba bi mi defe naa ko tedd gi sax wax na ci Serigne Touba bi nga xam si dañ merci mooy midaad yi wa aqlaam yi Serigne Touba da cee bind gis nga jëf du tuuti gàtt na mais wax la nit ki bu la jëfalee da koy sant gërëm ko mais ku la jëful am nga droit maandu ci moom te ñaax ko nag muy jëf waaye lépp ñëpp lu nekk ngi ci bu ñu la joxee daal dara loo xam ne pour nit ñi la Nicolas lu fukk bokk ngar daajoo boo deewee da ngaa xaru waaye Mbaye ayca ñu jeexal ci dernière question bi en attendant ñu jeexal ci Mamadou ci wàll woowu te loo xamante ni man sama bopp personnellement lu ma waroon commencé mooy jaale ba pare di masaw askanu fa nga xamante fa laa bokk di waa Pire gu rëy ci genn wàll muy suñu mbokk boobu suñu compatriote boobu nga xamante ni dafa faatu fële ca Espagne waaw sénégalais voilà kooku ñoo bokk dëkk sorante wu ñooy quartier donc ñuy masawu seen waa kër di masawu waa quartier bi Mamadou un peu pour une dernière question rek man dama nekk ci ndaw ñi nga xamante dama gëm que ni ko Franche Fanon doon waxee que chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et je pense bien que yéen taxaw leen tey jii taxawaay boo xamante nan ngeen a trahir mission bi nga xamante ni moom la seen mag ñi bàyyi seen loxo ndax avant ngeen ñëw ci amical bi wala ci cellule bi am na ñeneen ñu fa nekkoon. tey bu ñu waxee mbaaw ñu baree bari te loolu dama ciy remercier beaucoup tamit sama mag ci métier mi di Mantouré bu nekkoon RFM te tey jii mu nekk au niveau donc de la Sénélec mu gis ko souvent muy def ay posts sur Facebook et autrement di naqarul li nga xamante ni mooy suuf si nga xamante ni sareet yi dañu koy jëlee ci géej gi di te loolu bokk na ci liy gën a tax géej gi di avancé di jëm ci biir dëkkuwaay yi liggéey travail de plaidoyer wala message de plaidoyer notamment bu jëm ci waaw sànq rek maa ngi si wax si samay kàddu randonnée pédestre bi c'est pour la protection de l'environnement à Mbao que ce soit la forêt et la plage loolu Mantouré bu mu ko dugalee si ñun ñëpp dañ ko ñàkkalru mais heureusement colonel eaux et forêt bi ñëw na fa jël na si ay matukaay ba dàkkal nañ ko mais lu nit yi di def souvent duñ ci bàyyi xel di nga def dara suuf si ngay jël ñu koy jël foofu lañ dëkk après géej gi day luy xew c'est avancement la mer voilà li xew Ndar mun na faa xew ils prennent pas en compte man tey fi ma dëkk souvent sànq alaaj bi loolu laa bëggoon wax structure bi ko regroupé plus de 2000 étudiants yi nga xamante ne c'est réparti entre Grand Mbao Zac Mbao Petit Mbao ak Kër Mbaye Fall donc c'est assez large man fi ma dëkk mooy Kër Mbaye Fall problème inondation yoo nga xamante ne jot nañ ko am yëpp c'est parce que suuf su fa nekkoon dañ charité dañ ko doon ñëw di tibb loolu noonu yëpp si marché bi si randonnée bi incha allah on compte faire le tour de la commune pour def si benn plaidoyer pour sensibiliser un peu plus ñooñu ñi nga xamante ne ñu ngi def acte yooyu noonu pour ñu cesser ko wax tamit autorités yi ñu jël si ay matukaay. Très bien dafay am solo ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax muy monsieur Mamadou Diagne di président cellule des étudiants ressortissants de la commune de Mbao ñu nekkoon di waxtaan ci li nga xamante ne dina ci jëm mu di les journées culturelles Mbao en couleur du 29 mars au 1er avril donc ñu bëggoon ñu dellu ci waat tuuti rek ci programme bi ñu bëggoon nga tënkal ñu ko rek ci forum bi randonnée pédestre bi ak li koy jeexal muy dîner de gala bi. waaw programme a commencé du mercredi 28 jusqu'au 1er avril. Le programme dina commencer le mercredi 28 avec benn finale compétition de débat interscolaire citoyenneté ndaw yi def terminale seconde lañ jox kàddu ne wax leen ci citoyenneté ñi war a débattre 3 minutes pour la prise de parole en public. Toutes les séries wala waaw souvent non toutes les séries parce que on constate que quand on parle de prise de parole en public dañuy yaakaar ne élèves yi rek mën a wax da ngay gis équipe boo xamante ne en plus toutes les séries et tous les genres jigéen ñi sax ñooy dàkk prise de parole en public ko góor yi. Voilà jigéen ñi ñooy dàkk prise de parole en public ko góor yi on a constaté cela. Dans la soirée dina am benn concert Grand Mbao avec Leuz Diwanji avec Leuz. Le jeudi matin inchallah dina am benn atelier de formation écriture de projet mise en œuvre et évaluation au CEDEPS inchallah. Dans l'après-midi on compte organiser benn KMS. Le vendredi benn journée sans yalwaan lañ bëgg a def avec le centre JCLTIS Mbao bari na ay daara te daara am na daara yu am bonne pratique am na daara yu am mauvaise pratique. ñun on compte faire benn collecte commencé nañ ko sax suñu defee collecte bi ñu ñëw def benn forum sur la situation des enfants talibés de la commune def don bi def apporter notre pierre à l'édifice quoi. Très bien jamono ji ñu ngi wax ci wàllum actualité lu jëm ci enlèvement des enfants yéen waa Mbao noonu ñu koy dundee. waaw ñun nag ñu ngi koy dundee comme maire bi nu mu koy nakarloo rek Mbao benn commune la boo xamante ne plus de 100 000 habitants amul poste de police amul poste de gendarmerie c'est à fustiger. mais am ngeen marché. non Mbao de marché ñu ngi tabax beneen sax. am ngeen hôpital.
am nañu ay district sanitaire. ay district sanitaire d'accord kon am na ci loo xamante ne yaa ngi koy ñax. yéen a ko tane gars yi. waaw. mais par contre si tu permets Nicolas ils ont un excellent programme. kan ñoom nii. waaw li ñu. programme bi moom ñuy dosé di ñu wan ne moom fa ay. yow gisoo ne. ah mais sama daara la nekk rek loolu tax sa daara la nekk ah assisté la nekk. moom moo taxit kañ moom ñu koy wan. non ñeme na li muy wax. mais attends déggoo éclairage. gisoo ni mu ko waxee. éclairage public. il faut que tu arrêtes aussi. waaw da nga koy wax le grand Kalala waxoon. waaw sama benn grand Kalala. Kalala bi Maradona di soog génn. ñu koy fay xaw ma ñaata million par doom ñu ne ko góorgóorlu Maradona bàyyi menuisier la woon. waaye doom jàngal bu baax. ndax nga doon am kaay. en fait li ma daan wax pour terminer. li tax mu intéressant si programme bi dañoo boole utile ak agréable. di nga gis divertissement mais di nga gis ñuy def si social. et puis forum yooyu. mais yow loolu DTV moo koy indi de. waaw lépp fii la xewee. tamit gis nga émission bi. Salama xanaa xamul léegi damay toog sama kër di seetaan léegi di gis ay affaire yoo xamante ne day mel ni. c'est-à-dire dañoo mënul copier-coller jël saala bi nga teg jël kii ñu teg rek mais loolu rek moo leen jëm mais fi ne nii li Sidi Diagne rek moo ko TMTC yi bëri na ci réew mi de mais nag li ñaan roy du niroog piir mais nag dañ koy santé di gërëm bu baax population waaw delloo ko sénégalais yi ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew parce que ñoom ñoo ñu wóolu ba tànn ñu ci waxtu bi et puis ñu koy sentir directement yow da ngay génn nit ñi dar la ñun ñëpp ku si nekk si ñun da ngay dem si benn milieu doo sax bàyyi xel da ngay jékki-jékki rek nit ñi dal sa kaw. Et puis tu te rappelles dañ ko commencé même pas 3 mois weeru koor bi ñëw yaa ko fàttaliku daaw jékki ñu ni tak dañuy changé heure bi man bokkoon naa ci ñi opposé wu mën leen heure bi ñu jóge place parce que bu ñu jógee suuf dañuy kii dañuy perte suñu c'est que nag li nga comprendre dëgg li tax ñu bëggoon ko changer heureusement léegi on a un nouveau réalisateur un jeune de la nouvelle génération nga xamante ne ça monte en puissance parce que le meilleur de toute sa génération wala le meilleur de toutes les générations waaw le meilleur da ko ñemewul donc mu ne nañ jël 17 19. non c'est vrai def ko 28 jëm ci kaw. ma opposé wu parce que moom mu bëgg ndékki ba suur ba xel bi ñëwaat ngir mën a def TMTC. waaye kenn du payis. kenn du moom d'accord naa. ndax fi ma génn payis sama fi génn. waaw gis nga. moom a peut-être nga ci jaar rek di def ko ne ñëpp ñoo xamante ni peut-être am nañu. contribuer nañu ci construction tey jii TMTC li mu nekk ñu fi jaar jotee jaar taxaw ci parce que le début c'était pas facile ñun bokk na ci ñu njëkk a ñëw toog ci plateau bi di def actualité politique di ko relayer di ko dem ba ñeneen ak ñeneen ñu ñëw ba mbir mi yaatu ba ñëpp jot ci am na ñeneen ñooñu fi nekk lool tey jii ñu xam nga moom gën a neex ci TMTC voilà yow patron nga sa département te boo ñëwee fi maay sa bopp kaay ma wax la benn affaire am na ñoo xamante ni loolu lañ may laaj ba tey nanaan ma mais yow Nicolas lan la problème ak moom lan moo tax mu sonal li tax mu sonal la xaa mbokk sénégalais Mansour mooy patron la ci rédaction DTV bu ñëwee fii maay patron donc loolu laay wane dama koy wane maay sa patron ni muy nekkee fay naan heure réunion mu yëngal fii aram gësam fële fii maay yëngal di gësam donc loolu moo tax xama rek ba pare fox caay waaye nag yow loo yëngal gësam yow sa nopp bi mooy yëngal gësam yow boo yëngalee yow bu la yëngal sa nga bëgg ñëw yëngal keroog benn jour mu ko laa dañ ko yëngal ko mu jeg mu mën ko ni ko waxal ak kii wax ak yow très bien voilà très bien la magie de toutes les télévisions sénégalaises ba tey ñu nekk ci li nga xamante ne mooy toi-même tu sais ba su vendredi 16 mars 2018 di ci def mention spéciale à tous les natifs de ce jour santé bonheur prospérité succès et beaucoup d'argent parce que bëri na loolu ñoo xamante ne ñu ngi ci weeru mars bi ñu ngi leen ci sargal bu baax a baax a baax ba tey ñu ngi ànd ak Sayer Zikroula mi nga xamante ne chanteur religieux la am bés bu mag boo xamante ne ñu ngi koy waajal waa Thiès waa Kaolack waa Diourbel waa Ngàcc Fall sax ñoom ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax rawati ci waa Dakar parce que am na ñoo xam ne nee nañ ma bu ñu xewlee fii ci Dakar da ngay bàyyi la ngay def ñëw Dakar jàpp ci kon yow ñoom rafet na nga xewle foofu ca Thiès ñoom it ñu bàyyi lépp li ñu doon def fii ca Dakar ñëw wuyu si la donc ma bëggoon nga wax ma ndax initiative bi mooy première édition waaw Nicolas anniversaire bi mooy 4e édition. bi mooy 4e bi. waaw bi mooy 4e édition. waaw. ndax 3 éditions yi jàll yëpp Medina Fall laa ko doon defee. macha allah sama koñ. édition bu mujj bi dama am problème ndax kenn xaju fa. nga ne wallaahi azim kenn xaju fa ma am problème. te entrée ñaata la woon. booba gratuit la woon mais fi ma ko doon defee. espace bi yaatu la. angle Mor Jaxeer. foofu laa woon defee mais kenn xaju fa.
angle Baye Mor Jaxeer. Mor Jaxaay. Mor Jaxeer Mor Jaxeer. waaw Baye Mor Jaxeer waaw moom suñu papa ju baax la moom. dañ koy ñaanal suñu borom yokk ay leeram. amiin yaa rabbal aalamiin amiin bu baax wax dëgg yàlla. ren nga ne fan nga koy defee. ren maa ngi koy yóbbu Sams Prestige. Sams Prestige. Sams Prestige Sams Prestige moom naka la naka tëddee foofu programme bi. waaw Sams benn salle bu mag bu nekk ci mairie bu Thiès bi. vraiment salle bu luxe. boo xamante ni pour yi rek moo ko tax a jóg. macha allah. waaw foofu nag la mbokk taalibe yëpp conseillé ma ni ma. faaw ñu yóbbu fa anniversaire bi ndax xajatul foofu. ci la xanaa bii nag dina am ay comp ah. dina am ay comp ah. waaw gars yi di fay ci buntu bi. waaw bii dafa am entrée nag. ñu koy def entrée 2000 francs. VIP bi 5000 francs. macha allah. waaw bii mag mooy doon 4e édition bi ma ciy sàkku teewaayu ñëpp nag. képp kuy bëggee Sayer Zikroulah rek. dama lay woo ci bis boobu noonu. woo naa ci mami Zikroulah laay ci njëkk woo. soxna mami Thioune sama xarit borom happy time Zikroulah. waaw ndeysaan moom sama xarit la rafet waaw. ndeysaan sama xarit la vraiment ku baax la moom it. dëgg la ndax dañuy déggante lu bare bare. moom sax mi ngi naan ma vendredi prochain. incha allah man la bëgg a dalal. yaa aye ci Zikroulah ba tey loolu baax na parce que yow da ngaa bokk ci kër gi. ndeysaan yow DTV ngay àndal di dem. fi ngay dox ca Thiès ñëpp xam nañ ne da nga ànd ak DTV. donc boo amee bés faw ñu jàpp ci bu baax a baax. donc ñaata batteur ñaata kii lañ ci mën a xaar. bàkkkat waaw kii nii waaw. kat yi ñoom ñi ngi ci bunt bi ku ci mel ni. waaw non ñoom kay dinañ ñëw yéeg léegi nii. waaw 4 personnes lañ. non fële ci bés ba. fële moom orchestre bi mat na 10 personnes. macha allah waaw mat na 10 personnes. macha allah yow ci say sikkar xalaatoo ci mu am batterie. waaw am na drama cung. non cung waxuma cung batterie ci boppam. gis nga batterie bee ngay gis. waaw gis naa waaw non benn moom bokk ci moom. mais boo ko ci boole woon. léegi xam nga laa bëgg damaa bëgg. après bés bi. nga tàmbale di tàggat sa bopp ci loolu. xaw ko waaw innové kenn mësu koo gis. alaaji loolu kenn mësu koo gis. dëgg la loolu am na solo sax. ndax am na ci ñu ma ci waxtaanal. parce que bien grosse caisse bi muy tëgg day dem ci njaaj bi xam nga njaaj. waaw njaaj bi xiin gi. waaw mooy xiin gi. waaw kooku am na borom mooy Mambay mooy boom sama xarit la sama doomu ndey. moom mooy bàkk xiin gi. d'accord kooku moom bu la takkalee xiin gi fii léegi nga kontaan. da koy takk léegi sax incha allah bu neexee yàlla. très bien donc ba tey ñu des ak suñuy gan Diaga Ngom chargé de communication du mouvement Jóg Jot Na ak Birima Niang ñu doon waxtaanee Jaxaay une commune 1000 mots waaye tamit àndoon nañu aussi ak monsieur Mamadou Diagne mi nga xamante ne moom moo bokk ci cellule des étudiants ressortissants de la commune de Mbao muy président bi mais aussi muy journaliste nekk foofu ca CESTI di poulain wu ki nga xamante ne moom sama poulain la mu di Mansour Sow. Donc on se retrouve tout de suite après cette page de pub. Le temps ñu installer orchestre bi Sayer wane mëninam c'est toujours dans toi-même tu sais. À tout à l'heure. Bokki amateur yi Khadim Production moo fas yéene dellu si au stadium Iba Mar Diop le 28 mars mu nekk ñaareelu journée boole ay espoir yu doy waar xale yu wekkat Gakou 2 école de lutte Balla Gaye booy jàkkaarloo ak Caatu Yoff écurie Yoff Mbolo boobu war a nekk drapeau Diaw Fara monsieur PS coordonnateur du mouvement Barème 2019 banlieue en action pour la réélection du président Macky Sall en 2019 invité d'honneur du monsieur Karim Sall combat spécial Sall Bambey moo ci jàkkaarloo ak bébé bis bi drapeau Bassakho di mécanicien bu nga xam ni bu jógee askan bépp jóg combat préliminaire Santos moo ci jare ak Lo Shot numéro 2 Fay Biram war ci jàkkaarloo ak Boy Walo Auguste war ci jàkkaarloo ak George Bush Mambala numéro 2 war ci jàmmarloo ak Yemu Dakar Mana war ci bëre ak Dout Seck numéro 2 Bébé Wuli moo ci jàmmarloo ak Reenu Guy gi Kanabas war ci bëre ak Pape Morlo numéro 2 Lat Dior war ci jàkkaarloo ak Baro waaye nag bés boobu Khadim Production mi ngi ci ànd ak Diaw Fara jël lépp delloo ko son excellence le président de la République Macky Sall Marième Faye Sall première dame présidente fondation Servir le Sénégal madame Aminata Touré envoyé spécial du président de la République honorable député Awa Niang questeur à l'Assemblée nationale responsable des femmes de Pikine Pape Gorgui Ndong ministre de la jeunesse monsieur Modou Mbène Diop directeur Ndiambour Essa responsable APR ca Yeumbeul Sud monsieur Abdou Karim Fofana directeur de l'agence du patrimoine bâti de l'État docteur Cheikh Kanté ministre en charge du PSE monsieur Issa Diop coordonnateur de la jeunesse Benno Bokk Yakaar de Pikine maire de Pikine Est monsieur Abdoulaye Timbo coordonnateur de la ville de Pikine ak l'ensemble des membres de la CRIC Sénégal et de la diaspora waaye nag fàttewul monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé directeur général de la Sénélec kon nag bokki amateur yi
Rendez-vous le 28 mars au Stadium Iba Mar Diop ànd ak Khadim Production. Gakou 2 war ci jàkkaarloo ak Thiatou Yoff combat spécial ba Salba Mbaye moo ci bëree ak Bébé Bismi. ci wàllu sponsor Khadim Production mi ngi ci ànd ak Kër Jeggi tout ce qu'il faut pour votre ménage. ak soxna na fi Fallou Fall la célèbre voyante ba ca xam-xam bu sell ba. kon nag mbir mi ngi war a am le 28 mars au Stadium Iba Mar Diop en direct sur la DTV. wano kene ko en berka o fogolen serer le anune jega magnu ka andone ten xew a waro xeyit meke na Douta Seck maison de la culture o langa maison de la culture ko ten refu mbine andone maga rek cosaan a fi tel m xoya koy o fog serer fop sa koy xajo leng mais xoya surtout xoya wa ndef leng xoya wa ngarit ne xoya basil ne safir xoya jalki jeg taref association ka andone association no serer ke yo en la nun ko yongo ma ko le jeg ka le 17 mais que na maison de la culture Douta Seck taref koy o yengole na xoyele aday rewmi koy o xena fiyan aref sala bigé o leng lay katran na Sénégal aref o kino pax andone o kino pugu ciosan a an ciosanit to na gay samta waɗe o séréer waɗe o ƴoola waɗe o tukulor waɗe olof comme ni ma ko waxee ci séréer maa ngi woo suma mbokku séréer yëpp di woo sax ñu nekkul séréer ndax Sénégal kenn mënu ko xaaj ñaar Sénégal benn bopp la ñuy def nag émission bu mag boo xamante ne moom la ñuy tuddee aada yu réew mi aada réew mi nag boo ko déggee séréer jëf cee bokk joolaa bokk ci xaalpulaat bokk ci ak yeneen xeet yi nga xam ne ñoo ëmb Sénégal ku bëgg a dëgg tëgg bu neex boo ñëwee fii ci jour ba da nga gis cosaan nag waat naa ne ku ko bàyyi ku wàcc sa ànd boo yéeg fekk fa boromam kon Sala Bigué moso daa nga am ay émission yu neex na waaye bii Sala Bigué yaa ngi doog a am émission ndax xam naa ne da nga boreeg séeréer yi ba ñu daan la wala nga daan leen. Thiès dëkk bu am taarix ci bépp anam ci biir Sénégal fi lañ ñëw tey ci conseil départemental bi ak premier adjoint bi premier vice-président bi di Yankhoba Diattara. te ku xam Idrissa Seck xam ni du am lenn lu ñaaw wala lu bon lu muy yéene ba koy def doomu aadama surtout kuy ànd ak moom di sonn ci moom. attends li ngay wax ni dafa garaaw da nga yàq kon dafa gëm ni taalis la daf. Serigne
mbokku jullit yi mbokku taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Cheikh Saliou Mbacké xalifa Serigne Saliou Mbacké ibn Cheikhul Khadim Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir porte-parole xalif général des Mourides Serigne Ousseynou Kane moom Serigne Saliou borom xalima guide moral daayira Riyadou Salihine ak mboolem daayira yi ci aju ñoo am mbégte di leen yëgal bésub sant Serigne Saliou bi ñuy amal at mu nekk ren ñu jàpp ko dimanche fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2018 ci stade Marius Ndiaye fii ci Ndakaaru muy 10e édition bi di bésub sant Serigne Saliou bésub alxuraanul karim ñu darajaale ko Mame Diarra Bousso borom Porokhane ci teewaayu njabootug Serigne Saliou yépp ak ci teewaayu Serigne Abdou Fatah Mbacké Falilou soxna Khadim Bara Mbacké bintu Serigne Bara Mbacké ibn Cheikhul Khadim ci teewaayu fédération daayira Mame Diarra yi ci njiital Serigne Bassirou Gueye di foncé Serigne Ousseynou Kane moom Serigne Saliou Mbacké surtout Serigne Makhali Kat di ko yëgal njiitu réew mi président Macky Sall soxnaam mboolem gouvernement bi dimanche fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2018 ca stadium Marius Ndiaye dinañu fa jàng juróom-benn fukk ak juróom-benn kaamil muy 66 limu Allahu ñaanal ci Serigne Sidil Mokhtar Mbacké mboolem kilifa yu wàcc liggéey ak mboolem way dawlu yi programme bi 9h ba 14h njàngum alxuraan ak i xasida 14h bernde 15h ba 19h ay waxtaan ak i borom xam-xam yu mag ci taxawaayu Mame Diarra Bousso ci société bi ak Serigne Saliou Mbacké ak alxuraanul karim 19h ñu ñaanal mbooloo mi yeewi leen li ci sàkku teewaayu mboolem njabootuk Serigne Touba gi mboolem ku Serigne Saliou yar mboolem soppee Serigne Saliou yi mboolem Cheikhou Sine Lay Kane di mu bokkal Serigne Mame Lay Kane mboolem taalibe yi xarit yi wëllëre yi ak mboolem këru diine yi muy 10e édition bésub sant Serigne Saliou Mbacké Serigne Ousseynou Kane moom Serigne Saliou di ñaan képp ku ko teewe yal na doon sa pajub aajo ci barke Serigne Saliou Mbacké ibn Cheikhul Khadim Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké ba nañu gaaña fi nekkoon jàpp la yaa gëñi di koon yow mi nu may kun fa yakoon gaawe nu ngir sa yërmande mu bokk ci ñi njëkk ci ñi jëfandikoo wàllu xarala yu yees yi ci seenub liggéey groupe Excaf Télécom tey la gën a taxaw ngir matale projet bile di TNT di lu tax ba jëwriñ gi gàlloo wàllu jokkalante gi jëmle ko ci wàllu xarala yu yees yi ak poste Abdoulaye Bibi Baldé sol dàllam nemmeeku si màkkaan gi dalloo TNT lii solo si moo di ne xool tolluwaayu bile projet. C'est un projet extrêmement. TNT dafa doon projet bu am solo njiitum réew mi ak mboolem gouvernement bi ndax xam ngeen ni Sénégal dafa war a jóge ci analogique dugg ci numérique loolu yi moo tax man mi nga xamante ni bii maay ministre bu yees bi ñu dénk wàllum communication ak lépp lu aju ci wàllum numérique ma ñëw ngir xam dëgg-dëgg ana projet TNT bi ana fu mu toll. ginnaaw bi mu xoolee câblage ak montage yi ci la daal di nag def ab doxantu bu sew ci barab bi ñuy wax salle monitoring di fu ñuy boole ak a wasaare bouquet télévision yi ngir askan wi mën caa jot ci anam gu mu gën a muccee ayib moom Abdoulaye Bibi Baldé ci la rafetlu tolluwaayu projet TNT bile ak liggéey bu am solo bi Excaf Télécom di amal. Excaf Télécom dafa def liggéey bu rëy taxawaay bi nga xamante ni bii ak alal ji état woon a génne ngir projet TNT bi Excaf Télécom moo ko def ñun war a sant la ñu gërëm leen ci seen taxawaay moo tax ma naan gàcce ngalaamaam directeur général bi. Au PDG. L'État en tout cas. État bu Sénégal dafa am partenaire bu def liggéey bu mag bu am solom ci wàllum investissement ci mooy génne alal ju bari def ko ci liggéey bi. Fait beaucoup d'efforts en matière d'investissement. ba ñu ko tàmbaleek léegi nag TNT mu ngi wéy di wasaarewu fépp te askan wi yëpp daanaka ci Sénégal jot nañ ci. Nous avons assuré une couverture à 80. liggéey bi sori na daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ba ci mboolem goxe Sénégal yi TNT bi yegg na fa lu jëm ci wàllum décodeur yi nag ñi ko soxla bari na waaye daañu def kem kattan ñi ko soxla ñëpp mën koo jot ca du am benn jafe-jafe ndax ñi ngi toll ci jeexal liggéey bi bala muy yàgg dara daañu mën a gisee ak service ministère bi dénk wàllum communication ngir mën a waxtaan ak moom ñu xool état bi yan plan lay teg ngir Sénégal mën a génn nag léegi ci analogique dugg dëgg ci numérique bi. ci Excaf pare na ci lépp loo xamante ni bi état bi teg na ko ci ay pexe ak ay plan ñu ànd ci ak moom. Procéder et nous conformerons à ça. ki jiite groupe Excaf Télécom muy dolli ci di xamle ne
projet bi dina jeex ci jàmm te askan wi yëpp daañu ci gis seen bopp kii di njiital réew mi moom itam xolam dina ci sedd. sommes très fiers de. dama am mbégte lool ci liggéey bi leen ñu dénk la liggéey bu mel nii nga wane ca xarañaay gu wér péng won ko état bu Sénégal ndax def na liggéey bu am solo boo xamante ni bi moo tax ñu agsi fii tey projet bi. La ilaha illallah Baay Amdi Tawfal Abu Rijalullah La ilaha illallah Baay Amdi Tawfal Abu Rijalullah La ilaha illallah La ilaha illallah
très bien ndeysaan jërëjëf mu di ndaanaan di ndaw bàyyee ko foofu ca Thiès benn dëkk ñaari gaar ñu koy woowee Sayer Zikrullah gis nañu léegi li nga xamante ne yëkkati na ko mu ànd ak ay mbokk taalibeem ànd ak ay xaritam ñi nga xamante ne boobu ba tey ñu ngi ànd ñu wóolonte bu baax a baax a baax donc ñoom it ñu ngi leen di sargal bu baax ñi nga xamante ne ñu ngi ci ginnaaw di ko dooleel ndax Alaaji Sala day tàmm di wax ne pay boo gis deux sa ko deux bee ko dawloo premier bu ñu fay deuxième ko dawloo waaw mu nekk loo xamante ne nag ñu ngi koy waajal muy bés bu mag muy le 24 mars 2018 foofu ca Sams Prestige di xew foofu ca Thiès donc ñu leen di xaar nee nañu entrée yi 2000 la VIP 5000 donc moom nag dañ koy jaajëfal bu baax moom mi nga xamante ne moom mooy sëñ Lo mu ngi foofu ca Thiès ñoo ngi koy sargal di ko ñaanal gudd fan ak wér moom ak njaboot bi ak soxna yi ndax it dëgg-dëgg yi Baay Faal la te it gis nañu taxawaay bi nga xamante ne moo ngi koy taxawoo mbokk taalibe yi rawati ci dolli ki nga xamante ne moom mooy Sayer ba ci man mii sax macha allah sëñ Lo ñoo ngi wax amin yaa rabbal alamin li nga yëkkati léegi nii mu nekk lu am solo waaye ñu bëggoon rek nga wax ñu parce que yàgg nañoo dégg bàkk yàgg nañoo gis ay cant yàgg nañu gis kuy zikkar waaye am na ci loo xamante ne dooleeku na ci ni nga xamante ne moom ngay defee sa zikkar waaw Nicolas bala ma jublu ci loolu damay saar kullu ku may bégee ndax wax dëgg yàlla fële ca Thiès maanaam maa fa gën a door tout tànk ci zikkarkat yi waaye wax dëgg yàlla ñëpp dañ may bégee ak sëñ Fallou kon ñooñu dama leen di ziar bu baax a baax waaw di ziar bu baax a baax tamit ki nga xamante ni bii mooy sama wasila ñu koy wax sëñ Amdi Tawa Fall heure bi ma njëkk a sikar nii moom laa ko fentaloon dëgg yàlla ndax heure boobu ma ko dee sikar day kontaan wax dëgg yàlla muy heure bi ma njëkk a sikar teg ci bira suman bi moom da koy bégee wax dëgg moo tax ma ubbee heure boobu ndax ma kudul moom waaw ba pare tamit dellu di ziar bu baax a baax ñi nga xamante ni bii lépp ñoom la muy sama papa ak sama yaay wax dëgg yàlla ndax lépp ñoom la wax dëgg démb sama yaay mën naa ni nelawul bi ma ko woowee ni ko wax dëgg dañ maa invité DTV d'accord dafa kontaan ci loolu taf woona mbokk ñëpp ni leen suba dañoo invité Sayer kon yéen ñëpp na ngeen ko ñaanal ma koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér sama papa te noonu bi ma ci waxtaan ak moom mu rafetlu ko moom it dama koy beral ak cant bu baax a baax sama papa loolu rafet na dinañ ci dellu si waat léegi nii waaye li ñuy def rek moom mooy pour une dernière question ñu bàyyi kook Mansour mu ànd ko ki nga xamante ne moom mooy monsieur Mamadou Diagne bokk ci cellule des étudiants ressortissants de la commune de Mbao ngir rek ñu bàyyi la nga def ko question bu mujj bi la mu jaaree fa tàggoo de perspective bu ñu weesoo tey ji journée yi nga xamante ni ci ngeen nekk seen mission naru leen ko circonscrire rek ci li nga xamante ni mooy journée culturelle bu ñu ko weesoo seen taxawaay bi nga xamante ni da ngeen ko nar a lawal au niveau de votre cellule exactement sànq ñu ngi si doon waxtaan en parlant d'avenir et de projet lii nekk suñu kanam nag surtout mooy réalisation d'une bibliothèque à Mbao et d'un espace numérique ouvert loolu moom sax bëgg nañ ci taxaw lu baax ak étudiants yi nekk si yeneen régions yi jàppale leen surtout réalisation benn bibliothèque ak benn espace numérique ouvert di au passage nag mais remercier suñu partenaires yi nga xamante ne ñu ñuy jàppale mu di ONAS monsieur Ñoxobaay Diouf muy monsieur le maire aussi muy le centre Gisèle Tisse et éventuellement la ATP. fii de xam naa ne moom remerciement du fi dégg monsieur le maire Birama la ñuy dégg Birama ñam Birama la ñuy très bien ñu bàyyi la nga jeexal ci tàggoo bi waaw di wax rek di remercier tamit sama membre du bureau parce que j'ai un bureau de plus de 20 personnes ma jàppale am na ñaari président de commission de communication yi fi nekk kon yooyu yaa bàyyi ñooñu ca salle d'attente ba d'accord ñooñu dañu ñëwoon pour baliser yoon bi parce que ñoom ñoo ko fi jiitu non waaw mais di leen remercier parce que liggéey groupe la man rek mënuma engagé ci benn combat on est un groupe on a un idéal d'engagement citoyen ñu fay taxawal ñu def lu ñu mën pour génération future au moins on marque notre temps très bien jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax mu nekkoon monsieur Mamadou Diagne cellule des étudiants ressortissants de la commune de Mbao li nga xamante ne ñoo ngi koy waajal muy les journées culturelles Mbao en couleur à partir du 28 mars au 1er avril donc programme bi nag nekk programme bu am solo jëm ci forum dem ci randonnée pédestre dem ci dîner de gala waaye tamit du ñàkk dinañu dem ziari daara yi nga xamante ne ñoo ngi foofu ca Mbao kon boog ñoo ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ne ànd nga ak ñun li ñuy def mooy bàyyi Alaaji Sala Bigué Ndiaye rek mu wax tuuti ci Sayer ak mode bi nga xamante ne indil nañu ko tey ndax nekk na loo xamante ne innovation la ci biir toi-même tu sais xam nga léeg-léeg ñi xamul di critiquer suñu mbokk yi ci instruments yi ñuy tëggee dëgg la gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy jóge Màkka dem Medina ñu koy tëggal talent al badru alayna naar yi bu ñu amoon instruments yi moom lañ koy tëggale dëgg la jamono mooy soppeeku tey ñun instruments yi moom la ñu am Sénégal mooy suñu instrument traditionnel
bu ñuy tagg yeneen bi di tagg Xaadim Rasul tagg Maam Cheikh Ibrahima Fall kii lañ ko mën a tëggal dëgg la tey mënu doon jël ay guitare ki ay violon ay kii di ko jël lii lañu am tey boo dee xool lii lépp Afrique la lii lépp Sénégal la kii jëmbe la kii xiin la kii am ndeer la kële xiin xam nga léegi tey dañ koy jël sonorité yi ñooy wute léegi xoolal kii li muy tëgg kee li muy tëgg lépp mën a dajaloo doon benn son nga jox ko doomu aadama mu nekk ci xolam macha allah kon encore une fois ñi xamul nanu bàyyi critique dëgg la critique booy critiquer nii da nga koy indil leneen mais mënoon nañoo indil leneen lu bokkul ak suñu instrument yi tout à fait nee naa la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon ñëwaat ci àdduna di ñëw Sénégal suñu instrument yi lañ koy teeroo macha allah kon nanu bàyyi rek critique bi te xam ne lépp dañ ko teg ci taali bi xol moo am solo dëgg la parce que ni mu nekkee ni xale mënoon naa nekk ci leneen waaw mais moom tey dafa am lu moo daane léegi ci waxam dafa sant ndeyam ak baayam waaw nga xam ne kon lii muy def nii am na ci ndigali waajur te gis nga lépp loo am ci seen ndigalu waajur xamal ne da nga ci am lu kawe sa njort gën a la góorgóor rek ca kanam rek kenn xool amuñu loolu Serigne Touba ak mag ñu baax ñi ndeysaan jàpp ci rek bul bàyyi dëgg jërëjëf Alaaji Sala Bigué Ndiaye ci wax yu am solo yi nga xamante ne miin nañ ko ci moom bu baax a baax waaye ci noonu ñu ànd ak Mohamed ci actualité de l'internet mu di Actubuzz apologie du viol on ne lâchera rien d'après Seneweb tout à fait mu nekk beneen réaction bu jugee ci kuréelu jigéen ñi suite à propos yi nga xam ni fan yëpp ñu ngi koy waxtaanee le professeur Songué Diouf nekk consultant noonu lañ ko mën a tuddee foofu ci télévision Futur Média donc am kaddu yoo xam ne yëkkati na ko nit ñi jàngat si ni dafay soutenir les actes de viol yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy subir d'où l'appellation apologie de viol justement jigéen ñi nag dajaloo ci benn kuréel am wax yu ñu wax ne ñoom duñu bàyyi dara mu daal di sedd mujjee nañ sax porter plainte contre la personne du professeur Songué Diouf donc mu nekk benn plainte boo xam ne ñoom nee nañu mënuñu xalaat koo xam ni dafa nekk un professeur de philosophie nekk quand même titre wala fonction boo xam ne boo ko amee ci société dafa am taxawaay boo xam ne war nga ko am donc il est inconcevable que ngay am propos yu mel nii mais di préciser waale également selon l'article de Seneweb Nicolas que loolu noonu apologie du viol dafa nekk loo xam ni code pénal sénégalais daf ko teg déjà dans son article 248 donc mu nekk loo xam ne nii bu fekkee dañoo saytu ba confirmer ni nit ki daf ko def effectivement ay daan mën naa tegu ci kawam. jërëjëf kon bokk loolu mu nekkoon ñaareelu actualité de l'internet ñu doon waxtaanee apologie du viol on ne lâchera rien d'après suñu confrère yu Seneweb du ñu def rek lu dul Mansour jox ñu commentaire nu mu gën a mën a gaawee rek ci li nga xamante ne jamono ji ñu ngi koy waxtaanee depuis professeur Songué wax boobu nga xamante ne waxoon na ko ci émission Jàkkaarloo ñu ngi gis sax benn avocat buy wax ne il risque entre 1 à 3 ans de prison. buñ ko xaymaa wax ji tey bésu tey bi àjjuma ni tey la ko waxe woon yaakaar naa ne une semaine la mais dama jàpp rek ci men règle humilité nekk na koo xamante ni ñun en tant que ay nit ay doomu aadama yi wax ci télévision war nañ toujours di ko am parce que damm yàq mënul ñàkk ci nit mën nga juum même boo juumee nga reconnaître sa erreur yaakaar naa ni peut-être ci genn wàll ils ont même demandé des excuses aussi voilà règle d'humilité peut-être moom bi mu génnee wax ci genn wàll ni li mu wax nit ñi interpréter ko diversement mën na am moom déggin bi mu koy wax bëggul woon waxee noonu wax na leen lu ci mënti nekk rek bu ñu demee ba nit ñi ñaaw ko rek yaakaar naa ni une faute avouée et à moitié pardonnée mënoon naa dem ne askan wi comme nii la yéene ji day jublu woon ci woon gaañ leen mais bi ma ñëwee ni gaañ naa leen maa ngi leen jégalu yaakaar naa ni kon duñ ci egg ci coow li fii donc nekk na ci loo xamante ni ñun ñi nga xamante dañuy nekk souvent tamit ci chaîne de télévision yi wala ñuy nekk ci rajo yi di wax war nañ koy bàyyi xel que souvent ñi ñuy déglu bari nañ lool te wax am na kàddu yoo xam ne boo ko yëkkati mën naa gaañ bu gaañee nag amal humilité au moins nga ni jéggal leen man maa juum jéggal après du la wàññi dara voilà très bien Alaaji Sala loolu koy jeexale waaw professeur Songué bi ma xam nag xam naa ne bi muy wax jëlu ci benn intention bu ñaaw parce que je le connais nit ku baax la te it wax dëgg yàlla nit ku mën a segg ay wax la li ñu naan accident bu ne mën nañ ko constat ba mu des bu làmmiñ dafa rëcc te wax nag asakaam mooy juum boo juumee nag aussi asaka la bu génn rek nañ ko comprendre noonu waaye nag sama yaakaar ma jaag am na lu ma waxoon de mu ne xale yi violé ñi violé ñu daan yuuxu ñoo yuuxootul voilà dëgg la jërëjëf Alaaji Sala Bigué Ndiaye ci ñaareelu actualité bi donc gis nañu li nga xamante ne yëkkati nañ ko ci li ñuy def nag mooy ànd ak suñu jongama bu taaru bi nga xamante ne ajuma bu jot ñu ànd ak moom ci chronique esthétique beauté et bien-être car elle vient de nous rejoindre sur ce plateau tey moom foo dem sa sañse bi moom fu ñu koy yóbbu tey
waa Nicolas damaa jóge benn tudd rek ñëw fii. jaxaay yow jaxaay nga judd yow nga jugee ca Birama ñang ci Birama nga jugee ca waaw parce que gis nga dafa baax nag réew mi ñuy waxante yu baax am bonne volonté bu toll noonu ca digg ñankatango jaxaay waaye dafay am solo ndax loo gis lu baax rek da ngay foog ne foofu la jugee waaw yow ku la xool xam ne macha allah waaw na nga mel moom macha allah tey nag nga delloo buum ca mboy gën a dëggal li nga xamante ne moom la ñuy wax peau noire un trésor à conserver defe naa ne loolu dañ ciy dem suite et fin ñu ànd ak léegi ak suñu waa ji muy Paris c'est tout de suite. man de bu ma la bàyyee xaw ma fu ma jëm waaw waxal ak man uy ma waxal ak man yaa ngi si jàmm. ça se passe bien très bien alhamdulilah gis nga Mansour am na ci yu bëri yoo xamante ne dina xew ci biir kër gi da ngay tiit nekkate ndeysaan ay pain fataaya ak ñoom yooyu noonu moo ci kii ndax yow yaa yàq xale yëpp ndax laxas yeeg yooyu waaw fu mu jëm ak moom ay waay waaw waaw ñu dem ci peau noire mu nekk loo xamante ne dañ ko war a conserver parce que ku la xool xam ne un trésor te trésor boobu dañ ko war a sàmm. waaw Nicolas comme ni nga ko waxee léegi nii vendredi bële passé dañ doon wax ci peau noire tey nag ñu war ko yeggali ñëpp xam nañ ni peau noire identité africaine la. te am na benn reportage bu ñu seetaanoon benn mère boo xamante ne dafa ñuuloon yor ñuulaay bu rafet mu dem ba am handicap ci ñuulaayam boobu mu jaxaloon ko mu xeesal ba après mu jural ko Nicolas ay jafe-jafe yu bari peau bi mel ni comme. kenn mënu ko xool ndax dafa am ñagas voilà ay vergetures partout am ay lunettes kanam gi ñuul lakk xam nga ana lu gën a jekk lii day saaga voilà gis nga peau noire ci peau noire bi macha allah boo ko amee lu bari du la dal ay si amun tànn waay lu bari du la daal gis nga peau noire dina tax doo am cancer de la peau te dina tax tamit acné du la yomb tey jii des fois nga gis benn nit koo xamante ne dafay dépigmenté wu ba peau bi dafay léger ba kenn dootu ko mën a bu feebaree mais da ngay gis sax en général seen ay veine waaw mais nga gis mu vert noonu muy traversé voilà ba bu ñu feebaree tey jii mara day taale bu ñu demee bañ leen di faj dañuy am problème mu faj leen dañuy dem ba seen peau sax dafay ngeen baal ma ci dafa voilà dafay yàqu parce que li gën a am solo Aram Touré bu ko laal bu ko jege waa Nicolas li gën a am solo si peau noire loolu la ñuy dindi muy film hydrolipidique bi nekk suñu peau bi koy protéger di ko adoucir ba pare di ko may comment dirais-je di ko may voilà di tax peau bi di hydraté wu ba pare peau bi des fois muy nooy bisa loolu boo ko dindee moo tax souvent da ngay gis ñi nga xamante ne dañuy dépigmenté wu dañuy am souvent peau sèche seen peau dafay dëgër seen der bi di xolleeku ñu dindi mélanine bi ci nekk donc daal ñaawlu naa ko très bien donc ñi nga xamante ne ñoo ngi koy def du dañ koy ñaawlu wala dañuy xaste dañuy en tout cas sensibiliser parce que loolu mooy rôle média ci li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee jëm ci peau noire un trésor à conserver noo gisee bu ñuul yow noo koy dundee. waaw moom ñuul baax na nag moom parce que teint noir moom baax na. ñuul bu naturel. waaw ak xees bu naturel. xees yi pecc. ñuul kuk. waaw xees pecc. mu ciy nuyu xat yi sama séeri sama soxna. waaw moom nu mu mel. moom dafa xees pecc. dafa dooliwul bon. doole mën ta ñàkk mais loo mën a def ba mu naaj sax defal. waaye Nicolas wax ji na mooy loolu xam nga tamit góor ñi jàppale wu ñu jigéen ñi parce que ñoom bu ñu jàppee ni boo xeesul rek doo rafet. mais non mais moom tey jii dañuy solo suñu bopp. léegi dafay liisal rek waaw. waaw voilà day liisal ñi xees sax dañuy dolli. xeeb nañ seen xeesaay bi ñu lu leen yàlla may mais dañuy préféré di dolli te xoolal ñooñu noonu ñuy imité muy européens yi ñoom seen peau saay bu été jotee dañuy gis ñoom dañuy bronzé wu waaw ñu voilà di bëgg a am comme suñu peau parce que déjà soleil bi ñuy bronzé wu rek di leen jox vitamine D boobu ñun yàlla may nañu ko yàlla may nañu loo xamante ne dafa extraordinaire ñun africains yi mais bu ñu demee ba xeeb suñu bopp ba tuute suñu bopp du dépigmenté wu bu ñu dépigmenté woo mu ñuy jural ay feebar yu est-ce que dañuy bëgg rek fës. il faut ñu décomplexer waaw dafa mel ni rek dañuy bëgg fës. parce que jamono bi may rap loolu laa doon wax nee naa kaaba gi dafa ñuul ñi fa nekk dañu xees. yow foo far bu xees wala bu ñuul. waaw man de maa ngi ñaar yëpp nag. kon yow ñaari galon nga. kon yow ñaari galon nga. ñaari galon nga.
Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nu mu meloon. waaw dafa xeesoon pecc. macha allah ah Serigne Touba mi nga xamante ni moom laa yaakaar nu mu mel. ñuul waaw kon maa ngi ci ñaar yëpp. waaw yaa ngi ci ñaar yëpp. très bien Mansour Sow ki la indiloon li nga xamante ne moom mooy sa rose Saint-Valentin lu xees la wala lu ñuul la. xaw ma ko sax. ah mais yónnee nañ la rose fii Saint-Valentin. cadeau anonyme la woon gisuma ko. gisoo ko. amul woon carte ndax dafa xees. gisuma ko. gisoo ko fleur bi amoon carte. amoon na carte mais carte dafa bind. bisou madame Sow noonu la ko bindee. loolu rek la bind. Nicolas. oui pour leeralal leen rek am na ñoo boo gisee xale yi buñ leen di jëndal seen parents yi ndax yàq ngeen ko. seen parents yi buñ leen di jëndal ay poupée ay Barbie souvent da ngay gis Barbie yi dañuy xees. am ay chevelure. tout à fait xam nga loolu noonu dañuy dem xale yi dañuy jàpp ba. dañuy yaakaar ni ku xeesul rek doo rafet. ku amul cheveux bu lisse doo rafet. du ñu jënd sa Barbie boo xamante day am cheveux crépus mu am peau noire. bu ñu ko def de ce fait xale yi dañuy dem ba jàpp ni boo xeesul doo rafet. ba suñu màggee dañuy yàkkamti rek jënd ci. ñu koy waxatee produit yi mélange pour rocceeku pour xees pecc. d'accord loolu tamit jar na. très bien donc tey loolu nga ñuy parents yi tamit war nañ cee wax tamit. waaw war nañ cee wax keñ waaw fii li ñu war a wax yëpp bu ñu ko waxee ba dina baax waaw nañu sensibiliser rek ñu yeddee rek de waxtaan ak ñoom parce que askan bi nekk na suñuy askan ba tax na lépp li nga xamante ne ñoo ngi ko fi seetaan dinañ gis ne seen i ay njëriñ la donc defe naa ne loolu nga ñu indiloon ci bés bi wala dafa am loo ci dese loo ci dese. waaw Nicolas pour wax leen rek juste pour finir que ñi am peau noire bu ñu yàq seen peau noire nañ ko garder xam ni am nañ loo xamante ne lu jafe la jamono ji nga dajeek jigéen boo xamante ne garder na teint noir am jafe na loolu lool léegi loolu noonu bu ñu ko garder dina tax tey jii feebar yu bari yoo xamante ne peau ci peau lay ñëw peau lay dal en fait du la doo ko am dina la ko éviter. d'accord jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax elle vous donne rendez-vous vendredi prochain toujours dans sa chronique esthétique beauté et bien-être li mu doon waxtaanee jëm ci suite et fin mu di la peau noire un trésor à conserver dañuy continuer ba tey ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur Diaga Ngom mu di chargé de communication du mouvement jóg jot na ànd ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur Birima Niang donc moom muy bonne volonté dinañ taxaw bu baax a baax pour ñu jeexal rek en beauté aujourd'hui est-ce que jotul ngeen yóbbu ko ngeen porté ko yóbbu ko ci mairie bi ginnaaw 2019 li ci jot bëreetul ndax am na ci yu bëri yoo xamante ne mu ngi koy sonn ci commune bi ci localité bi mais est-ce que jotul tamit yéen tamit ngeen mën koo dooleel delloo ko njukkal pour yóbbu ko ci kanamu mairie bi. waaw Nicolas parce que loolu noonu instant yi nii waa Jaxaay gépp ñoo dajaloo. imam yi chef de quartier yi femmes yi surtout groupement femmes yi ñëpp a dajaloo. ak jeunesse bi ñëpp a dajaloo pour yóbbu Birama Niang teg ko ci bopp maire bi. d'accord comprendre nga. avant loolu sax. gars yi moom bëgg ko woon du politicien. waaw. social la doon def. opérateur économique la. c'est un opérateur économique. tout à fait mais population Jaxaay ñoo ko bëgg. ñoo namm loolu li muy def Jaxaay moom lay def Cambérène. macha allah moom lay def Yoff moom lay def Kër Massar. d'accord. social plus de 20 ans mi ngi koy def. mais c'est ça. nañ jox Birama réew mi. mais président Macky Sall bu amee élément bu mel ni Birama Niang nekk un homme de développement. social. di liggéey ci ay propres moyens. bu ci amee 10 wala di la jàppale bu ci amoon 10 Sénégal jëm kanam. mais président Macky Sall waxuñu ko ñi koy liggéeyal. d'accord il faut moom mu duggal boobu wàcc boobu xool wala renseignement généraux informé ko. kan mooy Birama Niang lan lay liggéey. d'accord ci commune Jaxaay ak li ko wër. très bien donc xam naa ne jamono yi moom foofu moom bëtu kenn xonqatul ndax Birama Niang moom xam naa ne war nañ ko seeti waxtaan ak moom xool nu ñuy def ba def fa TMTC ci digg ñànkatangu Jaxaay ngir ñu gën a mën a yaatal gën a xam jafe-jafe yi nga xamante ne Jaxaay am na ko fa waaye en tout cas nañu xam leen ne ñu ngi tàllal suñu loxo monsieur le maire ngir mu ñëw ñu waxtaan parce que askan bi moom moo wax li nga xamante ne moom la Diaga Ngom wax en tant que chargé de communication balaa ñuy ànd ak Pape Ousmane Cissé nag ci xibaaru mbarax yi ñu bàyyi la rek nga jeexal mooy nga wax ñu tey noo def ak say noon parce que dañuy wax nit ku baax ku ne am na noon te fa nga nekk Thiès defe naa ne la ngay yëngu du yow kese yaa ko fay yëngu ana naka ngay def ak ñoom waaw Nicolas noonu moom xanaa di leen bàyyi ak suñu borom rek wax dëgg yàlla ndax li nga wax sànq rek ku baax mun a ñàkk noonu waaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ëppoon yi noonu fuuf dëgg la ndax gis nga boo xoolee ci natoo di karkaraani law liyaa bi rek doo daanaka foofu boo ko dégloo bu baax sa yaram day daw
loolu daanaka noonu yi lu ñu munti wax rek loolu ak yokkute la ci lay doon ci ñun ñi macha allah te wax dëgg yàlla tout tànk lañ waaye loolu la ñuy dégg nag dëgg la waaye lépp nag ak yokkute la waaw kon loolu dañ koy sante suñu borom bu baax a baax a baax man mii sax parfois natoo di karkaraani lawlu yaa bi dama koy jàng ba yàgg sama rangoon ji toog wallaahi sama xel di dem ci li noonu di wax dëgg la ma déglu liñ taalif ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moom bu ma ko dee déglu rek damay santaat yàlla suñu borom macha allah gën a góorgóorlu macha allah wax dëgg yàlla jërëjëf kon rendez-vous est pris le 24 mars 2018 foofu ca Shams Prestige ngay woo mbokk taalibe yi fu ñu munti nekk ci àddina wërngal këpp ngi ñëw jàpp ci entrée 2000 VIP 5000 waaw ma ci woo mbokk taalibe yëpp képp kuy béggee Sayer Zikrullah ma ci woo jërëjëf di ci woo ki nga xamante ne bi wax dëgg yàlla day sama lépp Mouhamed Ndiaye moom doomu Baye Mor Jaxeer moo la wax sànq la kooku lépp sama lépp la wax dëgg yàlla lu ne la may defal ballaahi dëgg la moom ma njëkk a booleeg Abba bu Sen TV macha allah wax dëgg ba pare ma jógee émission bu mooy ma xaas bu bari ni ma loo bëgg dinaa ko def dëgg vraiment moom it ku baax la maa ngi koy woo ci bis bi ñu baax ñaa ngi fii Bas Sey di ci woo Jabel bu Tawa Bas Sey moom ci suba mi ngi déggante ak man dëgg la ni ma bu soobee yàlla li ci war lépp dinañ ko def incha allah Baye Jabel maa ngi ko ci woo di ci woo soppe yëpp daal rawatina ñi nga xamante ni Dakar gi dama fee bari ay soppe macha allah bokk taalibe yi ñoom noo leen duppee ñoom noo leen tuddee waa ñii ñooy waa groupe Jëf Jël groupe Jëf Jël macha allah waa Jëf Jël ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax jaajëf ak sa kon nag kontaan nañu defe naa ne sa xol sedd na wax dëgg yàlla bég naa ci loolu bég naa ci yéen ñëpp dëgg yàlla yow moom da ngay sama waay waaye jëm ji nga xamante ni bii moo waral lii waaw kooku sama lépp la muy sëñ Modou Lo nga wax sànq nit ku baax kooku vraiment mënu ma koo fay man wax dëgg yàlla ndax dafa sonn ci man bëgg ma ta yàlla tax umpul waa Madina Fall kenn umpul kenn ndax moom it day dégg lu ne ngir man dëgg la vraiment lu ne da koy daj ngir man day yëkkati alalam di ma jox di ñaw di ma jox ak leneen ak leneen kooku mënu ma koo fay daal rawatina mu boole ma ak yow ba nga invité mi fii ma koy wax devant tout le monde ñëpp ñoom bàyyi ci xel bu baax tey su ma toogee fii jëmmi sëñ Modou Lo moo tax dëgg la sëñ Modou Lo ñoo ngi koy siyaar di ko jaajëfal bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér lépp li nga xamante ne am na ko comme yéene foofu ca Thiès ak réew mi yëpp sunu borom mëtale ko bu baax sànq déggante nañu téléphone mu ngi may xamal ne mu ngi woon foofu ca Ngàcc Fall kon boog ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax Alaaji Sall ñu ànd ak yow ngir jeexal li nga xamante ne moom mooy émission bi ndax dañu ne toi même tu sais yaa ma gën a xam wala maa la gën a xam lu mu ci munti doon Birama Niang fait l'actualité waaw nag ma nuyu sam papa papa ma koy may nuyu sama papa bu baax alaaj Cerno Ngom di nuyu sama yaay Seynabou Diouf sama tante Ay Mbuub sama tante Ndey Mbay sama tante Ndey Jaaj di nuyu waa Jaxaay yëpp nag Pape Malick Mbuub mi ma àndal nii nuyul ma ges ma koy nuyu bu baax a baax moom ku baax la moom bëgg Birama Ñaa di ko Pape Malick Mbuub bëgg naa mu ñëw dina fi ñëw Pape Malick Mbuub rek di nuyu waa Jaxaay di nuyu suñu vice président Ibou Dieng di nuyu deuxième vice président Thiat waaw jeex na ak le secrétaire général Pape Ogo Diop la ci def Aïssa Faye xam nga ak Ami Ndiaye ak Xees Pecc grand Dieye ak Xees Pecc